dañ ko doon xeex mbas mi di Covid 19 comme ni ko yeneen réew yi di defee réew yu mag yëpp nga xamante ni sax ñoom ñoo ñu ëpp doole ni ñu koy defee maanaam dañoo jël benn programme boo xamante ni dañ ko tëral wane ne nii la ñuy xeexee li nga xam ne moom mooy mbas mi. donc nag bi ñu ko commencé Sénégal gis nañ ne scientifique yëpp ci àdduna bi lu ñu seen études yi lu mu démontré mooy propagation bi mu ngi jógee ko ci rassemblement yi. léegi nag état bu Sénégal décrété benn état d'urgence accompagné d'un couvre-feu maanaam bu 20h jotee ba 6h du matin ñëpp dañuy nekk ci seen biir kër yi confiné wu duñ génn. donc ñu d'accordoon waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités religieuses les khalifes généraux waxtaan ak tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy les imams et oulémas du Sénégal dirigés par Alhaji Moustapha Gueye ak ñoom imam Diène ak ñoom imam Ndiaye ñu àndal ñëpp ñu ci bëri d'accord li ëpp ci ñoom daal d'accord ne donc rassemblement yi il faut ñu éviter ko maanaam dajee ci jàkka yi parce que gis nañ ne jàkka yi dafay bëri ay nit ñi dañuy dajeeloo julli ajuma tamit dañ koy ajandi ba jëmmi jamono jusqu'à nouvel ordre ñu ci bëri nag d'accord nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite structure yooyu ma wax muy Ligue des imams et oulémas du Sénégal ak les khalifes généraux du Sénégal ñoom ñëpp ñu d'accordoon ci proposition bi nga xamante ni état bi proposé woon na ko pour ñu xeex li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi parce que ci propagation lay jógee yeneen manifestation yëpp tamit ñu interdire ko jusqu'à nouvel ordre. donc dem assemblée nationale def voie d'habilitation voter le président de la république pour mu mën a gouverner te assemblée nationale du ko yebal ci dara wala du ko exiger dara. donc nag bu ñu demee ba ci jamono ji ñu dégg nag am ñoo xamante ni dañuy jóg di wax di kaas naan voilà affaire bi dafa war a ànd ak ñaan te jàkk yi mënuñ ko tëj parce que fa la ñuy ñaanee. donc man sama gis-gis personnellement man dama jàpp ne jumaa yi ak jàkka yeeg yëpp ay nit ñoo fay jullee donc jumaa yi bu fa nit nekkul kenn du fa jullee voilà. donc nag su fekkee ne dafa am benn feebar boo xamante ni feebar bu graaw la jaaxal àdduna bi jaaxal les pays les plus développés les pays les plus puissants au monde ñoom mënuñ ci dara te ñëpp xam nañ ne ci propagation bi rassemblement yi mooy tax muy gaaw di multiplier wu di am ay cas communautaires. léegi nag li koy wàññi ak li ko mën a réduire mooy ñu confiné wu toog suñ kër yi ak réew bu nekk ak façon bi ñu koy defee te jàkka yi nit ñi dañ fay daje. léegi tey su fekkee nit ñi dañoo dem si jàkka yi wàllante feebar bi léegi bu yàggee kan mooy dem ci jàkka yi naan da ngay dem di julli ji. jàkka yi ay nit ñoo fay jullee te yàlla waxul ne ci jàkka rek lañu war a jullee. yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko defal naa la suuf si yëpp mu nekk sa jàkk kon nit fu nekk war na fa mën a toog mu jullee fa ci sama xalaat quoi sama xalaat rek laay wax man. mais nag Sénégal dañoo gis ne dafa nekk dëkk boo xam ne nit ñi dafa mel ni ñoom pour ñu nekk benn c'est tout un problème lu ñëw rek il faut que ñu jéem a diviser wu quoi. même weeru koor beeg tabaskeeg yeneen événement religieux yi sax da ngay gis kenn ku nekk rek da ngay ràcc jëmale sa kanam. bu la sama moroomu jullit waxee ne la weer bi feeñ na nga ne gëwma ko parce que bokk leen tarixa mais loolu ban diine la laay laaj. léegi su fekkee dafa am nag benn mbas boo xam ne dafa ñëw ñu koy wax Covid 19 nga xamante ni propagation bi ci ay nit ñi dajee ci lay gën a yokkoo ah léegi ñu ne nañ tëj lieu de culte yi te yow nga xam ne yàlla wax na la carrément ne wax na yonent bi ne ko defal naa la suuf si yëpp muy sa jàkk. kon boo nekkee sa kër war nga mën a julli foofu sa buntu kër war nga fa mën a julli mën nga julli sa kaw terrasse. église sax boo fa demee waxtu julli fekk la fa ça dépend ci circonstances yi boo mënee tafu fenn mën nga faa taxaw nga julli fa loolu boroom xam-xam yu bari ñu ngi koy wax. donc kon man fanatisme bi am Sénégal daf ma jaaxal ñu bari tamit ñu ngi wax ne jàkka yi fa lañ war di ñaanee pour lan jàkka rek lañ war a ñaanee. man fii ma toog nii su ma neexee mën naa tàllal sama loxo ñaan yàlla foo nekk boo ko ñaanee mu nangu boo nekkee ci kaw avion sax boo fa ñaanee yàlla mën naa nangu sa ñaan. nit nekk na ci danger foo xamante ni du jàkk du dara mu taxaw fa di ñaan yàlla parce que jullit bi heure bu tiitee rek moom xelam ci ñaan yàlla rek lay dem parce que ad-du'a silahul mu'minin loolu ñëpp wax nañ ko yonent bi wax na ko tamit. waaw donc daal loolu lañ fas yéene waxtaanee waaye daal Sénégal daal. war nañ jéem a xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu bopp jéem a nekk benn parce que ñun dañuy diviser wu toujours ci division la ñuy nekk
politique division religion division lépp division ku nekk rek yow sa bopp nga gëm ku nekk yaay sa kilifa bopp mënuñoo déggoo ci dara am na ñoo xamante ni ñu ngi jël l'exemple de l'Indonésie naan Indonésie ñoom seen jàkka yi masuñ kaa tëj dañuy respecter distance bi takk ay masque am ko taxaw ci bunt bi soo ñëwee mu exiger la pour nga jël hydroalcoolique bi nga laal ko sa loxo gel hydroalcoolique bi wala nga raxasu soog a dugg mais est-ce que discipline boobu noonu ak bennoo boobu noonu nekk ci indonésiens yi nekk ci waa Malaisie est-ce que mu ngi ci ñun xam nañ ne dëkk la boo xamante ni indiscipline bi foofu noonu dafa gagné terrain de trop ñëpp xam nañ ko dañ koy gis ci lépp dans tous les domaines dañ fay gis indiscipline bi nga xamante ni dafa nekk ci sénégalais yi ci ni ñuy waxee ci ni ñuy comporté woo ci ni ñuy lekkee ci ni ñuy dawalee oto ci ni ñuy waxee kon nag ñun war nañ xoolaat suñu bopp te jéem a déggoo nekk benn parce que li yonent bi wax ak jamaa rahma mbooloo moom mooy doole donc kon ni ñuy def mooy dañuy dem jëli suñu premier invité muy oustaz Mokhtar Sylla nekk ba Dakar ñu jëli ko après waxtaan ak moom su ko defee ñu dem Égypte Qahira Caire daal di jël oustaz Habib Niass su ko defee ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy suñu thème bi di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy soxal wàllu fermeture des mosquées te am ñoo xamante ni dañ ci opposé wu. Mohamed El Azim depuis Maroc maa ngi lay nuyu bu baax a baax salaam ziar di la bëggee bu baax a baax di bëggee ñëpp. waaw ñu dem seeti suñu premier invité muy oustaz Mokhtar Sylla oustaz maa ngi lay nuyu. marhaban naka chehru Ramadan bi. chehru Ramadan ñu ngi nii rek di sant yàlla ba di koy or ci ni ko borom bi santaane rek. waaw. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam. di lay gërëm bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey. shukran. di jottali xibaar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn bërëb bi te xamuñ te du ñuy dégg. wala te mënuñoo seen dégg-dégg mënut a àgg foofu. ak leeral yi nga xamante ne aussi yaa ngi koy leeral. waaye nag dañuy wax ne la xarwa parce que fi nga yaroo la boo yaroo ci keppaaru diine. kooku dinañ ko seedeel àdduna bi nga xam ne ñu ngi lay déglu chaque jour xam ne fi nga yaroo mooy keppaaru diine la te keppaaru xam-xam la. te keppaar la koo xamante ne lépp loo fay wax rek wax joo gëm la. fitratallahi allazi fatara an-naasa alayha. ala tabdila kalimatullah. fitra bi la quoi environnement bi la. ci environnement bi la voilà. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax di lay ndokkeel ci koor gi. waaw ñu ngi la koy delloo bu baax. waaw ci weer bi nga xamante ne ci la alquran wàcc ci weer bi nga xamante ne ci la guddi gën ci guddi yu nekk. laylatul qadr. weer bi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne awwaluhu rahmatun. wa awsatuhu maghfiratun wa axiruhu min an-naar. kon weer bi weeru yërmande la ak njëggal ak jot nit ki safara. moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu weeru koor ñëwee futihat abwaabul janna. xuliqat abwaabu jahannam. dañuy ubbi buntu àjjana yi tëj buntu safara yi. dañuy ubbi buntu àjjana yi. kon ku ne am na chance pour def jëf joo xam ne mën na ko dugal àjjana. macha allah. dañuy tëj buntu safara kon yaakaar naa bu boobaa. kenn bu mu fexee di dëggal bopp bay fexee di ubbi di bañ ubbi waat buntu àjjana yi wala buñ ubbi rek yow nga nekk taxaw di xaar. beneen bi muy dañuy jéng seytaan. seytaan nag bu ñu ko jéngee nag kenn ku ne na fexe ba bu mu fexe bay dem di koy fekk fu nga fekk nga jéngi ko. waaw li ñuy wax mu mel ni ku ñu ñëpp fexeel bu yeewu golo gi rek boo yeewee bukki moom wala gaynde gi. rek mun na laa dal. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax ci yëf yi. macha allah di am déggoo ak yow. waaw. waaw nu nga duggee am na solo waaye tey thème bi commencé woon nañ ko depuis barki démb doon ci waxtaan. dañoo gis ne bi waaw sëñ bi fi nga nekk xaw na bëri coow tuuti nag. waaw ma ne tey suñu waxtaan tey ci weeru koor bi. waaw dañoo gis ne virus bi bu mu duggee Sénégal. dañoo waxoon ne ñëpp xam nañ ne dañoo arrêté woon bépp manifestation moo xam économique sportive religieuse yëpp
ba ci rassemblement yi ci jumaa yeeg yooyu noonu ñu ajandi ko ba jëmmi jamono waaye mais dañoo gis ne dafa am ñoo xamante ni dañ si opposé wu woon léegi dañoo bëggoon yow nga wax ci sa xalaat parce que am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne dañoo war a tijjiwaat jàkka yi. waaw comme ni nga ko waxee rek Hadj Abdallah xam nga ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax feebar bi di coronavirus yàlla na ko fi yàlla jëlee. parce que la junuudu min junuudillah la soldat la ci soldat yàlla moo ko yónni bi mu amee nag. li nga xamante ne mooy suñu njiitum réew. wax na ne dañuy moytu mépp rassemblement lim njëkkee mooy dafa njëkk a def benn décret boo xamante ne. mooy école yi dañ leen tëj ba jëmmu jamono. ci boobu nag xam nga aussi président comme que jiitewu diine ji. waaye moo jiite Sénégal. doon déglu ci wàllu lu bëri xam nga looloo xamante ne bu ko buggee wax bu ne rassemblement bu ñu ne rassemblement rek xam nga ne kon julli ñi dañuy rassembler pour julli. waaye dama yaakaar rassemblement julli ak yeneen rassemblement yi bokkuñ. parce que rassemblement julli yi kenn ku ci ne moom sàppe la ñuy def ñun ñëpp ñu yemoo. dëgg la nag parce que loolu tim boo demee ci li ñuy wax woba wala ci taawun. wax nañ ne taawun fu mu am rek. moom dafa nekk boo xam ne dañ fa war a dëddu. waaye gis nañ feebar bi gis nañ ne taawun la parce que taawun mooy loo xam ne dafay wat àdduna bi. mooy pandémie. waaw. Seydina Aïcha bi mu laajee yonent lan mooy taawun boo ko wax ne ko mooy mbugal la boo xamante ne yàlla moo ko indi. te bu ñëwee dafay daj àdduna bi yëpp. kon nag léegi nag gis nañ ne jumaa bi ñu ko tey yàgg damay gis ne toujours ñu ngi tëj jumaa yi. mais marché ñu ngi liggéey banque ñu ngi liggéey ministère ñu ngi liggéey. te fi mu ne nii li nga xamante ne moo li mu foogoon man. mbir mi nekkul mbir moo xamante ne médecin yi dëgg la ñu ngi si def lu ñu mën ñu ngi ko siy def. waaye dama yaakaar ne ñoom dañuy seen yéene rek waaye seen pexe dafa jeex. lu tax loolu oustaz. seen pexe jeex la parce que fi mu ne nii boo xoolee dama gis ne ñu ngi faj ñi ñaa ngi yokk. boo waxee ñu nekk camp communautaire yeeg yooyu. kon léegi est-ce que te jumaa yi tëj nañ leen terewul mbir yaa ngi am te marché yaa ngi ubbi. banque yaa ngi liggéey. ministère yaa ngi liggéey. kon loolu ñuy def loolu man kon dama xamagul lan mooy njëriñ. waaw mais marché yi il faut ñu ubbi ko parce que fa la ñuy nduggee bu marché yi tëjee nit ñi duñu am lu ñu lekk de oustaz. waaw mais ñu organiser ko. organisation de kon damay gis ne man mën naa gis ne kon cas communautaire yi am kon ci marché yi la jógee koo kon. waaw man dama gis kon loolu laa gis parce que comme que jumaa yi moom wax dëgg fa tëj nañ ko kon kenn du leen taqal ci ne cas communautaire dina jógee foofu. kon nañu essayé ñu ubbi jumaa yi ñu jéem a dem julli ñu respecté mesures yi. su ko defee ñoom ñu def taxawu nit ñi képp kuy dugg ci biir jumaa. nga jël gel nga infecté sa loxo su ko defee nga raxasu yooyu nga dugg sooy génn aussi def noonu. comme cas communautaire yi kon dama gis ne ci marché la wala ci banque yi ou ci nga xamante ne moom moo nekk ci ministère yi aussi. mais da nga bëgg a wax ne oustaz da nga bëgg a wax ne tëj nañ jàkka yi ndax éviter rassemblement ba pare nit ñi ñu ngi continuer di rassembler wu ci marché yi di continuer di rassembler wu ci banque yi ak ci yenn bureau yi. waaw ñu ngi rassembler ci yenn bureau yi ñu ngi rassembler ci kii boo demee tey ci bureau yi fii Sénégal. dañuy jënd jënd mburu dañuy jënd nangam ci supermarché yi ci Auchan yi yooyu dañuy rang pour jënd nangam. kon rassemblement bu ñu ko oyee kon tout dafa war a jeex. kon war nañoo am yeneen méthode yoo xamante ne moom la ñuy jëndee te Sénégal àggaguñ seen xam-xam ak seen doole àggagul foofu. seen économie Sénégal maanaam dooleem àggagul foofu pour nga xamante ne kenn ku ci ne toog sa kër dama ne tey jii buñ confiné woon ñëpp tey seen biir kër yi. ki nga xamante ne mu ngi jël nduggam yëpp def biir kër dina am lu mu soxla ci boutique bi. dina am lu mu soxla ci biti. Sénégal dañoo àggagul foofu nga xamante ne tubaab bi àgg bay def yu mel noonu. te aussi lii nii bu mu amee lu mel ni Tchad boo xoolee ñoom dañoo seen jumaa yi dañoo ubbi seen jumaa yi. seen ministre de l'Intérieur dafa wax ne ñoom ñëpp nañ dem si jumaa yi. ñu fexe ñu ñaan yàlla. mbir nag boo xamante ne xamoo fu muy jógee. dañoo nattale rek wax leen tuddee ko benn tournée Covid 2019 coronavirus parce que corona comme dafa feebar bi dafa mel ni virus la mel ni comme genre corona boobu ñu jël ko. ci ko à peu près. nit ñi waxoon ne noonu lay wàllaatee. li ñu waxoon ne noonu lay wàllaatee bu fekkoon ne ko loolu dama naan kon àdduna bi ñëpp a koy yor. parce que bu ma laalee dara yow nga ñëw laal affaire bi dafay des nga ñëw laal ku mu leen kon xaalis bi circulé. xaalis bi nga xam ne mu ngi circulé.
kon xaalis boobu kon képp laal xaalis boobu rek dalay jot. waaw kon nag yëf yi dafa nekk loo xamante ne li may gis daal mooy jumaa yi tëj bi ëpp na trop te aussi. li tax jumaa tabaxuñ ko pour lenn jumaa képp ku ko dégg doo si xalaat lenn lu dul julli. waaw ma ne si la. waaw mais julli du si jumaa rek lañ ko war a defee julli mën nga ko defee sa kër mën nga ko defee sa buntu kër mën nga ko defee fu ne. dëgg la julli mën nga ko defee fu ne. waaw. waaye nag dafa am foo xamante ne dañu ko tabax ne mooy néegu yàlla. néegu yàlla amul dara loo xam ne fa war a defee lu dul jaamu yàlla. wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan. waaw kon comme que jaamu yàlla dañ ko war a def. kon dama yaakaar ne te julli maanaam ñun saa wax ne leen nit ki buy dem si jàkka julli jéego bu mu dox rek yàlla dañ ko si biir ay tiyaaba. waaw. kon tiyaaba yooyu am na julli mbooloo mu nga ko def sa biir kër. comme ni saa wax ne salaatu jamaati afdal min salaati min fardi bi 17 daraja. kon julli mbooloo mun na am sa biir kër. waaye nag mun na am ci jumaa jaati. waaw mais si la ñi nga xamante ni ñoom ñooy julli ci jumaa yi ñoom ñooy nit ñi waa léegi nit ñi bu ñu feebaree est-ce que dinañ julleeti si jumaa yi. waaw xam nga loolu feebar moom. waaw feebar moom am na ko xamante ne demul sax tey jii tey am na ñoo xam ne feebar nañ. waaw góor jumaa yi duñ julli ci. te ñu ngi feebar. feebar bi am na ñu dal ñoo xam ne bu ñu ubbi woon jumaa yi tamit duñ julli. waxuñ parce que fi ne nii lii yëpp li ñu ko waxee mooy bu fekkee ubbi nañ jumaa yi aussi pour lan nit ñi am dund goo xamante ñu ngi koy yëg parce que fi ne nii da ngay dem ba xew sax da ngay sentir ne bésu àjjuma sax doo yëg ne àjjuma tey jot na. tey àjjuma la. wala nangam. bu julli woon léegi jumaa bu ne léegi war dañoo fexe 30 personnes wala nangam max 30 personnes te ñu defee nangam. su paree ñu génn dem. c'est comme ni ñu koy defee ci banque yi. ni ñu ko defee ci supermarché yi ni ñu ko defee ci nangam dëgg la marché yi moom fii alimentation fépp fu ñu koy jaayee moom bu tëjee moom adduna tukki. parce que nit ñi li ñuy lekk fa lañ koy jëlee ji. lii fa lañ koy jëlee ji waaye léeg-léeg si day symbole yi dafa am lu muy symbole boo xamante ne la tam si jumaa ji. ñu noddu ñuy taxaw ñuy julli ñoo yëg na julli jot na. lu rek dafa am lu muy def ci nit ki. waaw loolu dafa am lu muy def ci nit ki. waaye feebar bi wax dëgg fa yàlla moom kenn ñaanu yàlla jëm di julli ji. foo xamante ne foo xam wër na feebaram fa ba dugg ba kooku dafay xaw a doy kenn ñaan ko yàlla. waa mais Sila waa ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite diine ji Sénégal muy këru diine yeeg Ligue des imams et oulémas du Sénégal dirigé par El Hadj Moustapha Gueye mais ñoom dañoo ci xam li fermeture mosquée bi lu tax uy ma ne li tax ñu jox état ñoom accord pour mu tëj jàkke yi d'accord mais ñoom loolu ci xam-xam lañ ko teg yonent bi moo wax ne juma su fekkee ne da nga fay dem pour loru jarul ngay dem ci jumaa ji donte nit bu la yorelee bor sax nga war a dajeeg moom foofu noonu ci jumaa ji nga xam ne day indi fitna waroo dem. xam nga loolu li nga wax noonu lu am la parce que loolu man bi ma njëkkee gis comme li ma wax si commencement président bi mu defee décret bi. ne bépp rassemblement dañ koy tere. école yi arrêté nañ jàng yi. jumaa yi ñu ngi julli. ci lañ toog ma seetaan TFM gis imam Omar Diène. secrétaire général bi. aussi waaw secrétaire général des imams du ulama. kooku ñooñu nga xam ne parce que dama wax ci nit ñi képp kuy wax rek dañoo war a xool xam nga alquran dafa wax ne allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. ñi nga xam ne dañuy topp dañuy déglu wax xool la gën a rafet ci wax ji. waaye nag léeg-léeg nag war nañ di seet kiy wax. kuy wax mooy kan. kiy wax mooy kan. kiy joxe ay dogal mooy kan kiy déglu mooy kan. ndax tey jii bu fekkente ne li ñu waxoon ñu ne bu fekkente ne nit li si amati yàlla wax ne bu ngeen déggee ci man da ngeen ko fayte ci balaasu charia. léegi kan moo ko mën a fayte ci balaasu charia ndax ki xam charia wala ki ko xamut. keroog bi mu toogee télé mu ne bi mu waxee boobu journaliste boo gisee message toujours dafa communication message toujours. dañ koy si biir digg wax ji lañ koy dugal wala ci fin fu ñuy jeexalee léegi loolu des si xel ñu xalaat si. bi mu demee bay jeexal. ci la ko Fatim Dieng yaakaar naa Fatim Dieng ne ko ah est-ce que foog nga ne comme que président aaye na dakkal leen
yi dinañ dem arrêté imam Omar Dieng ne ko bés bu ko laajee dañ koy def même bu ko laajee dañ koy def bés bu ko laajee dañ koy def man ci laa dogu ne jumaa yi danañ ko arrêté ci laa wax am ku ma wax ma ne ko jumaa yi danañ arrêté julli jumaa mu ne ma loolu ma ne ko wallaay dina am nañ dem ci kanam parce que aussi ñoom it état leen fi teg te dañoo ëwal bët fu ko neex fu ko neex ngay xoolee c'est une organisation reconnue par l'État par l'État ba pare nag génne nañ loo xamante ne xel dina ko nangu te charia am nangu na ko indi na ko maanaam foo xamante ne boo foo demee mën nga faa am problème wala mën nga faa jëlee feebar kon foofu bul fa dem waaw kon lan moo tax nag kon ñu ëlbatikuwaat xam loolu ba pare di opposé wu ci fermeture mosquée yi foog mu am nag sëñ bi ah lu mënta ñàkk foog mu am muy lan noonu parce que nit ñi waxuñ ne bu kenn julli waaw dañu wax ne nañ moytu rassemblement mais ba ci église yi sax ñu ne ba ci église yi man nag gisuma sax ñu yemale juma ak église parce que bu ñu yemoon kon kenn duñu wax ne kon yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam du ko wax ne yonent du ko yàlla du ko wax ne kon na nga woote ñi jëmal leen ci diine kon génn am na te yàlla wax ne bu man yëpp te xeer islam yi diine fa la yuqbala minhu te nee na inna diina inda Allahi al-islam diine ci yàlla mooy l'islam kon l'islam googu julli yooyu dafa nekk loo xamante ne symbole la boo xamante ne dafay tax jullit ñi dañuy gën a kontaan di dajee di saafaante su ko defee bu boobaa ñi doxuñ parce que kenn ku si ne soo demee ci oto yi te nit ñi buñ wàccee da ngay gis oto yi ñi ñaa ngi xëy wàcc dugg ci biir oto yi ñu ngi noyante affaire yaa ngi oto yaa ngi fees ñi ñaa ngi nekk ci biir donte baa mu ne ñaar lay def wala benn il faut nga dugg ci biir oto bi te nee nañ ku ko yor bu fekkente dafa nekk sa loxo boo laalee bu ko nit laalee mun na ko dal jumaa yi kon dañoo bëgg a wax ne kon ñi ñeeg fi jumaa ji ñoom dama yaakaar ñoom kon organiser wuñ ma gisee kon parce que ñoom war nañ ko mën a organiser fekkee ni ñu ko organiser ministère de la santé mënoon na fexe jumaa bu ne mu am fa représentant boo xam ne moo ko fay teewal su demee mais jumaa yi bëri nañ de ak jàkka yi si la ma ne jumaa yi ak jàkka yi nekk Sénégal bëri na de est-ce que loolu dina mën a nekk dina mën a ne parce que lu tax dina mën a ne parce que bu ñu commencé campagne bu ko commencé waaw bu ñu commencé campagne danañ fexe jumaa wala imam bu ne gars yi dañ leen dem jox yóbbu leen seen dimbal comme li ñu defee noonu war nañ ko mën a defee nii parce que ñi jël teg leen ci ministère ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci santé ñu développé leen ñu dem liggéey bi nekk foofu parce que comme que dañoo toll foo xamante ne feebar bi nit ñi def nañ ko ci seen xel yi te weddiwul na am na waaye feebar moom toujours fu feebar bi am boo ko defee sa xel rek daf lay sonal feebar même boo toogee naan damaa jabet daf lay sonal parce que loo gis da ngay jàpp ne jabet tey dem nañ ba nga xamante ne nit ñi kenn nangu ñemeetul dem hôpital ndax la ku dem hôpital ñu dañ leen da ngaa corona kon nag li may gis mooy man li may wax mooy di koy lancé mooy président nañ fexe comme que jumaa yi moom tëjut te affaire yaa ngi dem nañ essayé ko ubbi jumaa yi ba xam na affaire dana jeex waaw ubbi jumaa yi dafay am mesure d'accompagnement sëñ bi waaw mais campagne mooy loolu mën a mooy mais est-ce que mesure d'accompagnement yooyu sénégalais est-ce que ils sont li ñu accompagner yeneen sociétés yi waaw mais les sénégalais sont disciplinés Mokhtar oustaz yow yaa gën a xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp man ak samay morom ñu ci bëri indiscipline dafa nekk ci ñun est-ce que bu ñu tegee mesure d'accompagnement yooyu dinañ ko respecter parce que bu ñu defee couvre-feu bi gars yi dañu daan génn. xam nga couvre-feu ci France dégg naa benn docteur. waaw le président confiné nit ñi. waaw confirmation nit ñi ma ne ko loolu kii moom dafa soxor parce que xam nga lu tax lu wax loolu. dafa dem ba énervé wu dañoo énervé wu ci faj bi ak maladie ni muy bëree ma gis beneen médecin mu ne. nañ fexe ñuy jàng burda. bu Bouchayri ñoom amatuñ pexe. la hawla wala quwwata illa billah. kattan amatul pexe amatul lu dul ci yàlla. kon nag nañ fexe jumaa yi fépp mën nañ fa ñaane yàlla. waaye xam nga ne julli ci sa biir kër. ak julli ci jumaa ja ca mbooloo ma. loolu maanaam mbooloo ma fépp ñun julli ñi fépp fu ñu nekk rek. fépp fu ñu def kii rek suñ jumaa la. waaw fépp fu ñu def kii rek muy place ba ñuy toog muy tefes ka ñuy toog muy marché ba ñuy toog fu ñu def rek mën nañu fa di jumaa
li ngay jullee ko ci mbooloo mi ak jullee yow kenn sa benn kër yeewu. su ko defee bu boobaa nag nee naa la yëpp yaa ngi lépp a ngi dox. lépp a ngi dox benn lañ arrêté wul. te nag ba pare bañ tëjee jumaa yi nag toog est-ce que mënuñ fexe tam damay gis ne suñu kilifa diine aussi ñoom ñëpp li ma wax rek ñoom kenn fi ne nii amul looy wax. kenn waxu dara président parce que président mu ngi nii moom jàpp na fi ne nii moom war a déedéet. ñoom ñoo war a accompagner président ci affaire bi. te président aussi avant mu doon kii dafa doon waxtaan ak kilifa diine ci mbir mi. nu ngeen gisee ak jumaa yi waaye duñ consulté ay quelques ñoo xamante ne rek boo leen jox dañ leen di jox boo leen joxoon tuuti rek ñu nangul la wala ñu ngi ragal ñu folli leen wala ñu ngi ragal ñu dindi seen nangam. bu boobaa loolu dafay am problème. man damay gis ne warutoo nekk ci association des imams du ulama parce que donte ñun ci lañ bokk sax membre lañ ci waaye damay wax ne dafa waroon nekk ci kilifa diine yi diine dafa am ñu ko jiite. mais ñoom ñëpp am nañ fa représentant kilifa diine yi am nañ représentant foofu. waaw xam nga buñ ne kilifa diine sax nit ñi Sénégal buñ ne kilifa diine yi dañuy jàpp ne mooy ki sant Ñas. mooy këru diine yi laa bëgg a wax këru diine yi. waaw. këru diine yi maanaam këru diine yi laa am nañ fa représentant dëgg la. waaye xam nga tey jii damay wax ne tey ki nga xamante ne mooy imam Moustapha Gueye bi jiite yëf yi. boo gisee gisoo ko si benn yoon moom mu wax ci. parce que du porte-parole bi moo tax. waaw parce que secrétaire général toujours mooy wax. waaw ak porte-parole bi imam Ndiaye. waaw gisoo tim boo xoolee tim mboolem organisme ni ñu ko jàngee. ahlu tasawuf yi ni ñu ko jàngee waaye ñi nga xam ne mu tasawuf ni ñu jàngatee affaire bi. ñoom dañoo ñëw ànd ak état ci affaire bi. ñi nga xamante ñooy jamaa ixwaan yi ñoom dañoo jàpp ne ñoom ànduñoo ñoom ci loolu parce que ñoom dañoo jàpp ne politique. du lu baax. ñi nga xamante mooy jamaatu Ibaadu Rahmaan aussi gazaale ko ñoom ñoonu. ñooñu ñëpp kenn ku ci ne. am na noo gisee noo jàngatee li nga xamante ne moom mooy lii am ni ñàkk julli bi. waaw du ñàkk julli sax mais ñàkk dem ci jumaa yi. ñàkk dem ci jàkka yi. waaw ñàkk dem ci jumaa yi ak jàkka yi. boo xoolee tey Touba ñu ngi julli jumaa. xam nga Touba yi ngi julli. moo tax léegi-léeg ñu indi ay ñu nekkoon léegi gis nga ñu ne li ñuy wax fu ay cas kon dañuy wax ne kon julli nga ñuy julli moo tax cas am foofu. kon damay gis ne yëf yi kon am na tuuti politique bi. waaw léegi yow ban solution nga gis yow lan ngay proposer qu'est-ce que tu proposes. man li ma doon proposer état mooy nañ fexe nañ nit ñi bàyyi jumaa yi ñu julli. su ko defee ñu autorité ñu accompagner leen ci affaire bi. su ko defee. ñu wax leen nii ak nii lañ bëgg jumaa bu tegul ci norme yooyu bu ko defee ñu teg la daal. su ko defee ñu ne jumaa bu ne nangam personne la war a def ñoom ñu ut ay ñi ñoo xam ñu ngay saytu police ak militaire ak gendarme militaire nekk ci camp yeeg gendarme yi ñu fiy jëriñ ñooñu mën nañoo jël leen ñooñu ñëpp mën leen recruter ñu def leen ñu tasaare leen si jumaa yooyu ñu saytu affaire yi. ñooñu ñëpp loolu pour loolu la parce que ñu ngi leen di fay alal réew mi ñu ngi tëdd si camp ñi ñu ngi liggéey ñi liggéey ñi defuñ dara. xëy di lekk di naan rek comme ni ko am na benn wala bi ko fi waxoon. maam góor benn waykat bi ko fi waxoon maam góor waaw waxoon na ko mais nag il faut que ñu génn liggéey parce que bureau yi ñu génn bureau yi gis nga liggéey nekkul ci bureau yi. nañ génn ci bureau yi ñu dem saytu loolu moo tax réew bu ñu la ko dénkee da ngay dox di xool réew mi. lim laaj nga koy def. waaw da ngay xool réew mi lim laaj. nga koy def. waaye su ko defee nag bu fekkee da ngaa toog benn place rek doo xam li xew ci réew mi. jërëjëf. waaw loolu daal lañ ci participé di ñaan yàlla daal. li am solo daal mooy ñu ñaan àdduna bi ñaan yàlla jëlee ko fi te li ñaan rek ko fi mën a jëlee. Alaaji Abdoulaye. jërëjëf. waaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax Oustaz Makhtar Sylla nekk depuis Dakar doon joxe contribution am ci li nga xamante ni moom mooy thème bi man personnellement sama xalaat ak xëy na moom xalaatam du nekk benn waaye nag bon comme nous sommes dans une démocratie kenn ku nekk rek. sa xalaat ngay wax quoi kenn ku nekk am nga droit wax ni ngay gisee waaye feebar bi en tout cas feebar bu dangereux la parce que coronavirus gis nañ nu mu def réewu tubaab yi waaw chaque jour da ngay gis des centaines de morts États-Unis bi mu fa duggee des milliers de morts ngay gis te réew yooyu ñooñu ëpp doole foofu mënuñ ci dara te feebar bi propagation bi mu ngi jógee ko ci ay rassemblement donc defe naa ne yàlla wax na ne def na suuf si yëpp mu nekk jàkk kon nag
nekkuñ ñoo xamante ni dañu war a jullee ci jàkk par force wala dañu war a rassembler wu par force man loolu moom mooy sama gis-gis donc kon daal nañu jàpp ne feebar bi li koy mën a xeex mooy ñun ñi nga xamante ni ñun ay sénégalais lañ te xam nañ suñu bopp parce que nit ku nekk yaa gën a xam sa bopp ñun xam nañ ne attanuñ feebar bi suñu doole attanul feebar bi parce que amuñ sax ay hôpitaux digne de ce nom amuñ ko te loolu ñan ñoo ñu ko yóbbee mooy ay njiit yoo xamante ni bi ñu fi toogee ba léegi lu ñu war a def duñ ko def dañu faillir ci seen mission donc tey réew yi nga xamante ni sax ñoom pare nañ médicalement am ay hôpitaux yu baax digne de ce nom ñoom dañoo am problème ñoom waaw kon nag lépp loo xamante ni dafay tax feebar bi gën a propagé wu moo xam ne suñu diine la wala leneen ak leneen war nañ ko mën a ajandi jusqu'à nouvel ordre jàkke yi kenn ñaanul yàlla tëj ko ba faw kenn ñaanul yàlla tëj ko éternellement mais su fekkee julli rek la mën nga jullee sa kër jumaa dañoo wax ne boo fa jullee su fekkee benn nga doon am mën nañ la si yokkal fukk wala ñu yokkal la ci ñaar fukk waaye du tere nga am kon nag jullee sa kër ak jullee ci jàkka ji su fekkee situation bi daf ko laaj pour man mën nañoo toog nag suñu kër ñu jullee fa ba affaire bi jeex ñu seeti kenn ku bëgg a intervenir salaamaaleykum allo. aleykum salaam yaa oustaz. waaw sëñ bi waaw. waaw man duma oustaz de benn ndongo laa quoi. waaw ok kon ñun waaw ndongo yi. ndongo bi yow yaay oustaz bi xam naa quoi bisimilah. maanaam oustaz naa ko sori nag. noo tudd. Ibrahima Diallo. waaw Ibrahima Diallo ñu ngi déglu sa xalaat. waaw maa ngi oote Lyon non dama gis waxtaan la ma dugg léegi ma déglu ko. waaw. dëgg la. te jàkka yi yoon la ndax ci xam-xam lañ ko teg. waaye fu ñuy waxee mooy lu tax ñu war a tëj jàkka yi. bàyyi ñuy dajeeloo foo xamante ne du diine du farata du sunna. foofu lañ nekk di wax dañ ne su fekkee ne dem nañ bay tëj dañ tëjandoo yëpp. bépp activité nañ ko tëj. waaye su fekkee ne da ngay jël diine bi suufel ko. jël caaxaan yëkkati ko foofu la ñuy waxee suñu tëjee diine bi mais caaxaan yi ñu ko la tëj. comme lan nga gis ne moo ubbeeku te warutoon a ubbeeku lu mooy marché yi parce que marché yi fa la ñuy jaayee li ñuy lekk. Sénégal fi ñuy jaayee lekk yi ubbeeku loolu kenn werante wu ko. mais biis yi comme ni ñuy demee ci biis yi xam nga. ñëpp fay tase distance yi respecté wuñu ko. ñii musiciens yi gis nga lu ñuy def ku nekk ko sa orchestre. yaa ngi dégg nga taw di tëgg soirée spécial soirée lay nekk ñoom ñëpp nekk si benn salle. xamul la. waaw yooyu yëpp caaxaan yu bëri yoo xamante mu ngay dox yoo xamante ne dañ ko war a ji bu doomu borom xaalis yi gis nga leen bu yàggul xam nga yooyu dafa nekk yoo xamante suñu demee ba ne jël lu toll ni diine gi moo gën a diis loo gis moo féete kaw lépp loolu teg nañ ko si côté ñu nangu nañ daful war a am la mais nag état bi ñoom ñoom si bopp dañ taxaw ci yeneen yi yeneen caaxaan yi yoo xamante ne tey feebar bi buñ ko ay buñ commencé benn la commencé woon buñ tëjee yooyu noonu yëpp teewul feebar bu ngay yokk fan lay jógee si caaxaan yi nii si caaxaan yi dañuy tase si feebar bi mun a ñëw foofu la ñuy waxee nañu ñaan yàlla dañuy ñaan ñoom ñu dimbale ngir yàlla caaxaan yi dañ ko tëj comme nañu tëjee jàkka yi te jàkka yi moo féete kaw yëpp ndax liy jaamoo yàlla moom foog naa ne moo féete kaw loolu gis waaw wax ji loolu la man sama gis-gis noonu la parce que man dégg naa bi ngay wax ne noonu dañ ko war a tëj ñun waxuñu ne kenn war a koo tëj ñun ne dañ ko war a tëj ànd nañ ci waaye suñ ko tëjee rek yeneen nañ ko tëj mais nañ ko yemale daal waaw mu nga foofu la ñuy waxee dañu war a équilibrer affaire bi waaw mu nga foofu la ñuy waxee parce que dana mu nañ ne comme niñ ko waxee koo am borsa wax ma la borsa laaj taa yonent bi laaj rek soo ko lekkoon rek dañ ne wala ne nga toog sa kër bu julli ndax katu laaj day loolu dor keneen loolu kenn warante wu ko waaw tëj jàkka yi moom képp kuy wax ne war ñu koo tëj wala ñu ko kii kooku xëy na dafa waaw lu xam neneen lu muy gisee waaw xëy na dafa xër ba mu ëpp wala yu mel noonu dafa am neneen lu muy gisee waxtu bi ñu toll nii tëj ko yoonal la waaye suñ ko tëjee nag am na yoo xamante ne nag warta amati yëpp lañu war a tëj waaw man moo nekkoon sama contribution ci waxtaan bi kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw kay jërëjëf di la souhaiter un bon ndëggu jërëjëf incha allah merci beaucoup ñu koy remercier bu baax a baax doon ñu woowee depuis Lyon di kontaan ci moom bu baax a baax donc noonu la donc affaire yi moom ku nekk ak sa xalaat parce que am na ñu wax ne ñu ngi tëj yenn bérébu liggéeyukaay yi waaye nag bu leen fàtte tamit ne
voilà am na nekkuñ ci confinement total comme Europe wala yeneen dëkk yi nga xamante ni ils sont puissants nekkuñ ci confinement total donc dañoo nekk ci couvre-feu à partir de 20h ba 6h du matin donc kon nit ñi tamit il faut ñu dem dox yenn activités yi parce que Sénégal tamit ñëpp xam nañ ne c'est un pays pauvre quoi am na ñoo xamante ni tey jii couvre-feu bi rek porté na leen préjudice pour ñu génn dem uti lu ñu lekk c'est tout un problème loolu moo waral sax ñu commencé def ndimbal yi nga xamante ni ñu ko doon séddale muy aide alimentaire bi loolu la parce que am na ñoo xamante ni bu ñu xëyee il faut ñu dem ci activités yi yëngatu ji tey jii européens yi su fekkee da nga leen a confiné kenn ku ci nekk am na loo xam da nga koy am par weer boo liggéey ak boo liggéeyul yëpp xam nga ci réew yi nga xamante ni dañoo am doole mais Sénégal ñu ci bëri ils vivent au jour le jour kon nekkuñ ci confinement total kon bëccëg gi tamit man pour man il faut ñu bàyyi nit ñi ñoom ñu dem uti ji lu ñu mën a lekk xam nga propagation bi réew yi nga xamante ni sax ñoom ñu ngi confiné seen peuple sax ñoom ñu ngi am problème ñoom waaw réew yooyu rek ñu ngi am problème ak affaire bi muy continuer di yokk donc kon loolu daal man pour man du ci dara quoi donc am na suñ benn mbokk suñ benn xaaral ñu xooli ko Ousmane Ndiaye si je ne me trompe pas dafa bëgg a contribuer léegi xaar ñu dem jëli ji ko su ko defee moom mu joxe xalaatam ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee tey ci suñu émission spéciale waxtaanu weeru koor waaw asalaamaaleykum waaw sëñ bi maa ngi lay ziar waaw jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax waaw foofu laa dëkk waaw non yow bàyyi ñu def la suñu sëriñ rek yow yaay sëriñ bi quoi ñun taalibe lañ waaw bisimilah sa xalaat ci waxtaan bi ma ne ñu ngi lay déglu sa xalaat ci waxtaan bi waaw ma ne ñu ngi teewlu sa xalaat ci waxtaan bi waaw ma ne lan mooy sa xalaat ci waxtaan bi ñuy waxtaanee tey loo xamante ni lu lënt askan wi la jamono bi ñu toll nii loolu fa la budda moom su ngeen ko mënee jaarale ci média yi ba gars yi mun kaa déglu surtout ci internet bi jamono bi comme nit ñi mënuñu dajaloo nii moom xabaar la ci bu baax boo xam ne arrangé na nit ñi ñu def ci ab jàngat rek waaw man lan mooy sa xalaat ci jàkk yi nga xam ne dafa am ñu wax ne dañ ko war a ubbiwaat waaw xam naa ne diine bu demee ba nar a indi loraange moom benn côté moom fala budde comme aljamaatu rahma wal farxatu azam mbooloo yërmande la tax li ko mbugale mais suñ demee ba tàqalikoo di gën nekk yërmande bu boobaa ñu tënk ci loolu rek te alxuraan comme daf noonu allazina yaskiruna allaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi mbir la boo xamante ne amaana kenn ku ci nekk buñ ko tegee ci mbir moomu mooy li nga wax sànq rek néeg yëpp jigi suuf yëpp mën nañ ko jàppee mu nekk jàkk fépp nit mun nekk it mun na ñaan yàlla parce que yàlla moom laa taxul si ñaxen wala tamun moom fàdduwul aussi it waa kon naa leen xaay bi ne kon mën nañuy rafet njort ne suñ toogee ñaan rek lépp dina dañ te lépp loo xamante ni yërmande la nekkal ñaar askan wi rek sëriñ si ñoo ci war a gën a am responsabilité que yeneen nit yi adduna yi daal comme niñ ko mën a tënkee noonu kon baax na jërëjëf ma ne jërëjëf ci contribution bi am na solo merci macha allah wallaay noo dañ déggante incha allah waaw incha allah jërëjëf cheikh bi jërëjëf waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax gis nga mbir yi daal mu ngi noonu daal yonent bi daan na faral di wax ne ixtilaaf ummati rahma nee na maanaam ñàkk a déggoo wala werante yi nga xamante dafay am ci ummaayam bi loolu moom yërmande rek la koy firee ba tax na daal comme dañoo nekk ci réew boo xamante ni ku nekk da ngay am sa xalaat tamit di ko wax heure bu décision amee rek moo xam décision boo xamante ni dafay jógee ci kilifa diine yi wala mu jógee ko ci kilifa aada yi kilifa étatique yi di nga gis ne dina am ñoo xamante ni dinañ ci werante daal donc lu ñuy def rek mooy dem ba Qahira dem seeti ki nga xam ne moom mooy Oustaz Habib Niass daal di jokkoo ak moom mu wax xalaatam moom it ci li ñuy waxtaanee Oustaz maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu wér cheikh bi naka waa Qahira. ñu ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah na ngeen def. sant yàlla bu baax a baax yéen dog ngeen ba pare depuis 18h. waaw lii la alhamdulilah shukru fi mu ne
ne nii macha allah. ah yéen moom seen position ci àdduna bi moom baax na quoi position géographique bi moom baax na. macha allah ndax ba ma bu wottal la ci loolu boo sabatal ajuru incha allah. alhamdulilah surtout ci weeru koor weeru koor moom dafay ko Égypte am na solo lool quoi. waaw trop yow xam nga ci dara mu fee jaar. waaw ñëw naa fa ore naa fa ñaari yoon moom macha allah. macha allah macha allah naka foofu. waaye sant yàlla alhamdulilah macha allah léegi li ñu doon waxtaanee mooy mbiru fermeture jàkka yi ndax commencement bi xam nañ ne propagation bi ñu bëri dañuy wax ne ci daje bi lay jógee donc ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite diine ji d'accord nañ ci ak état beeg yooyu noonu waaye dañoo dem ba mu yàgg am yeneen coow yoo xam ne dafa judduwaat ñuy wane na daal jàkka yi waruñ ko tëj dañ ko war a ubbi ndax nit ñi di dem di fa ñaan ak yooyu léegi au niveau du Caire yéen foofu nan ngeen def ndax jàkka yi dañoo ubbi ba léegi parce que xam nañ ne foofu république islamique la waaw foofu nan la demee da ngeen a tëj jàkka yi ba léegi wala nu mu demee noonu. waaw fi ne nii dama bëgg nuyu la gannaaw ba mu la nuyu ba pare dama bëgg nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo lay suivre ci live bi. naka noonu itam di gërëm gars yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jot a jaar bàyyi joxe fii li nga xam ne moom mooy seen intervention mu doon mbir joo xam ne mbir lu am solo la. di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def di yeete ak waxtaan ci mbiru Sénégal ak mbiru société. dëgg la jërëjëf. fii nii au niveau de fii. maanaam dañoo am loo xam ne moom benn wisaara maanaam benn ministère d'affaires religieuses. wisaara la awqaf. situation bu amee loo xamante ne dafa jëm ci diine. dañuy génn def seen déclaration. bu ko defee li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ñëpp di appliquer. mu jeex. wisaara la awqaf moo fi am. Azhar Sharif. ak lu ñu tuddee Daarul Ifta. mooy Cheikhul Azhar. yëpp nag waa Cheikhul Azhar. ñoom ñett ñi yëpp nag maanaam du ñu waroo ci kàddu li ci ëpp du ñu waroo ci kàddu. dañuy déggoo. ñi nekk fii dañuy déggoo ci kàddu. ay mbir yoo xamante ne dafa balaal diine bis bu demee ba am ñoom ñooy génn. wax daal di joxe benn déclaration. ñëpp appliqué ko mu jeex. di jëm ci wàllum jàkka yi fii ci dëkk bi. Wizaarat al-Awqaaf même imaam yi nga xamante ne ñoom ñooy jiite ci jàkka yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci dëkk bi yëpp ñoom ñoo leen di taayin maanaam ñoom ñoo leen di placé foofu noonu. ñoom ñooy tànn imaam yi. ñoom ñooy tànn imaam yi ak waaraatakat yi allo dafa mel ni réseau bi dem na de allo. waaw maa ngi lay dégg aja bisimilah àggaleel ma ne ñoom ñooy tànn imaam yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci diina ji ci rajo yeeg télé yi. léegi jàkka bu nekk xam nañ imaam yi nga xamante ne ñoom ñoo fa war a jiite ndogal bu jibee dañuy jékki-jékki génnee li nga xamante ne mooy benn décret tasaare ko ki nga xam ne moom mooy wazir awqaaf yi maanaam comme ministre d'affaires religieuses génne def déclaration bu ko defee ñëpp appliqué ndogal bu mel noonu nag ndogalu tëj jumaa yi ba gars yi aaye li nga xamante ne mooy rassemblement yi ñoom jël nañ ndogal bu mel noonu fii ci dëkk bi amoon na benn imaam yoo xamante ne dañoo siisu dem jullit ci waaye ñooñu jël nañ leen denc. donc ndogal boobu noonu bañ ko jëlee ba léegi defe naa am na weer ak lu teg ci jamono yoo xam ne ci lañ nekk nii boobu ba léegi bu ñuy noddu ba yegg ci hayya ala salaat hayya ala falaax dañuy wax sallu fi buyutikum ala sallu fi rihaalikum. jullee leen seen biir kër yi. donc situation bi. loolu noonu la continuer noonu la fa amee ba léegi. waa léegi gis nañ ne Égypte république islamique la diine am na fa doole parce que diine yàgg na fa avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax Égypte existe na yonent yàlla Moussa foofu la juddoo yonent yàlla Youssouf foofu la nekkoon ba nekk fa buur xam kon Égypte ak diine yàgg na allo moom nag réseau bi dafay dem nag ndeysaan waaw sa réseau bi dafay xaw a dem ma ne comme Égypte ak diine yàgg nañ te ku leen xam diine nga leen xamee comme ñoom ñoo mën a dem ba tëj seen ay jàkk ak màkk nga xam ne tëjoon nañ seen jumaa dégg naa sax temps yi lañ ubbi jumaa ji pour naafile yeeg yooyu waaye kaaba gi ba léegi ñu ngi ko tëj amul ay tawaaf ak yooyu noonu ak umra léegi Sénégal nag ñoom bu ñu tëjee jàkk yi ba léegi dafa am ñoo xam ne dañ ci opposé wu te chaque jour ñu ngi ciy wax waaw léegi loolu lan moo ci sa xalaat yow. d'abord man dama bëgg a préciser benn affaire mooy que maanaam
maanaam asalaatu moom mooy imaadu diin maanaam mooy ponk la boo xam ne ponk bu dëgër la ci biir diine si 5 piliers yi la bokk voilà ci 5 piliers l'islam yi boo ko jëlee maanaam yeneen ñi ci def nga xam ne moom mooy génne azaka woor weeru koor ak aji màkk dam aji yooyu noonu yëpp aji il faut nga am kattan gi am mën-mën gi nga soog a dem azaka foog nga am ayis nga soog ko mën a génne weeru koor mën nga bañ a mën nga am ngant boo xam te ne dana la tere woor soo feebaree boo xam ne moom nga koy jaaree waaw waaye julli même ku dem ba nga xam ne mënatoo taxaw mën ngaa toog julli boo mënutoo toog nga tëdd julli bu fekkee ne sax sa yaram bi dara baaxu ci ngay julli ak say bët gis nga donc maanaam ponk la boo xam ne ponk dëgër la ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ne maanaam julli bu ko bàyyi daanaka génn nga ci diine ñu ngi lay dégg Habib waxtaan bi am na solo mais réseau bi dafay dem nag ndeysaan ma ne ko waxtaan bi am na solo lool waaye réseau bi nag moo yàq waaw aca bismillah continuel waaw dama ne comme da nga xam ne que julli ponk la ju dëgër ma ubbil kii allo waaw bismillah continuel cheikh bi voilà léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy jullit ñi maanaam jullit ñi seen jëflanteeg li nga xam ne moom mooy julli wala boog seen jëflanteeg li nga xam ne moom mooy juma mën nañ ko xaaje ñetti xaj am na ñoo xam ne ci biir jullit ñi am na ñoo xamante ne maanaam comme ni yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee ci biir xadis bi ci sabatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh ñaar yooyu noonu war a julun qalbuhu muta'alliqun bil masajid maanaam koo xamante ne maanaam xolam toujours mu ngi ci jàkk ji maanaam kooku dafay gis ne que julli warul fenn fudul ci jàkk ci jàkk ji waaw ci jàkk yi ba tax na saa yu génnee rek xelam mu ngi ci biir julli pour mu delluwaat fa julli te loolu yaakaar naa mooy li normal waaw loolu benn deuxième mooy koo xam ne julli li ko booleeg jàkk ji mooy dem di julli ji àjjuma ajuma bu jotul moom daanaka amul soxla ci jàkka ji mooy deuxième troisième bi nag mooy koo xam ne moom bis bu demee ci jàkka ji mooy bis buñ koy jullee boobu moom baaxul waaw boobu baaxul wala yaasu billahi yàlla ci yàlla musal yàlla na yéex yàlla musal ñu ci tamit yàlla na yéex te yàlla musal ci genre nit yi mel noonu waaw ci toog bañ war laa jullee ngay dem si jàkka ji ngay soog a dem ci jàkka ji loolu dafa nekk mbir loo xam te ne lu doy waar léegi nag waaw dem ci jàkk réseau bi waxtaan bi neex na mais réseau bi dafay dem quoi allo yaa may dégg waaw maa lay dégg réseau bi mooy daw nag ndeysaan waxtaan bi neex na lool mais réseau bi mooy chat bi est-ce que doo oo WhatsApp wala waaw aca continuer rek bismillah parce que maa la doon oo ak sa WhatsApp bi ak sama beneen numéro bi mais jàllul xam nga numéro bi ñu doon waxee mooy bi may defee live bi nii ok amul problème waaw yow su fekkee am nga beneen ràq mu bi tamit mën nga ci oote de su la neexee wala nga continuer rek waaw xaaral ñu jëm na kii donc maanaam boo jëlee buntu taxaara maanaam laabal waaw ci biir téere fiqh yi da nga gis maanaam islam maanaam fuqaha yi dañ ciy wax lu bëree dañ ciy wax lu gudd dañ ciy itnaab dañ ciy wax lu bëri ndax lan importance bi nga xam ne moom la am ndox yi nga xam ne moom nga war a jàppee nan nga ko war a defee xetu ndox ba yaa ngi dégg de couleuru ndox ba nangam ak nangam yooyu noonu yëpp maanaam importance bi nga xamante ne moom la islam jox li nga xamante ne da ngay gis ni foofu nag que maanaam diine ji dafa nekk maanaam une mode de vie diine l'islam mode de vie la nekkul juste ay julli woor ak yéeg nangam parce que yooyu noonu benn bu ci nekk dafa am loo xamante ne moom moo ko tax a jug te boo ko seetantelee bu baax dafar doomu aadama bi la dafar nekkina doomu aadama bi la dafar société la est-ce que yaa ngi comprendre waaw maa ngi comprendre waaw boo jëloon jàpp rek boo ko jëloon liñ ci mën a def ci jàngat dafa bëri lool sa loxo bi nga xamante ne moom ngay jël di ko raxas bi ngay raxas sa loxo ça veut pas dire que ne sa loxo dafa tilim moo tax nga war ko raxas parce que sa loxo mën naa bañ tilim mais da ngay
réseau bi mooy chat bi oh. allo. waaw acca continuer ñu ngi lay dégg day dagg mais bu daggee rek après yow continuer rek. waaw moom la ma ne maanaam diine ji un mode de vie la maanaam fi mu ne nii ponk boo jël ci ponk diine ji maanaam dafa am benn objectif boo xamante ne moom la am. objectif boobu noonu defar société la defar nit ki la defar nekkinu doomu aadama bi la defar diggante doomu aadama yi la. donc boo jëlee mbir bi foofu da ngay gis ne que julli maanaam am na solo lool. waaye nekkul lépp ci diine. malgré que importance bu bëri bi nga xamante ne moom la am. léegi nag ñun suñu problème ñun jullit ñi surtout ci jamono ji ñi nga xamante ne ci lañ nekk nii. surtout nag Sénégal rawati maanaam mbir yi lekk ñu xalaatee ko ak xel. mais da nga koy xalaatee ak ay sentiment. ak sa sentiment. waaw voilà. te mbir yi tant yaa ngi koy xalaatee ci sentiment. doo mën a am résultat bu baax parce que sentiment moom comme ni nga ko xamee rek waaw chaque instant day dawal nit ki yóbbu la ci foo xamante ne des fois da ngay ree ba tas. am na mbokk boo xamante ne maa ngi koy dégg muy wax noonu sànq ne dañoo war a équilibrer maanaam comme tëj nañ jàkka yi nañ tëj xawma marché yi ak nangam ak yooyu. problème bi nekkul foofu maanaam ñun instant bi nii. en tant que ay jullit lan mooy suñu rôle. maanaam dañoo wax fi mu ne nii feebar bi li nga xamante ne moom lay bañ mooy rassemblement. moom la feebar bi di bañ. léegi ñun julli bi nga xamante ne moom la ñuy def rassemblement la. réseau bi daggaat na lu mu doon wax mooy julli yu ñuy def rassemblement la te ñi nga xam ne ñoom ñoo yore diina ji dañoo war a joxe le bon exemple. acca àggaleel maa ngi dégg waaw. waaw dama ne léegi ñun ñi nga xamante ne ñu ñooy ay jullit. maanaam épidémie bii bi nga xamante ne moom moo am lan moo ci suñu rôle. rassemblement la ñuy aaye julli bi nga xamante ne ñun moom la ñuy def. on peut dire rassemblement la dafay dajale ay nit. am na mbokk boo xamante ne génn na sànq fi wax na ko laaj ba lekkoon laaj wala sa gémmiñ xasaw. yaa ngi dégg de dañ lay tere nga dem julli ci ndax lan boo demee yaa ngi lor ki nga xamante ne moom mooy sa mbokk bi taxaw sa wet. wala nga amel nit bor war a dajeeg moom foofu. wala nga amel nit bor mu leer na ne fii boo fi rombee waa ji dana la gis indil la ay problème poñe la ñu ne la déet ci dañuy jéggal na la ko. léegi yow da ngay gis ne foofu noonu am na lu ñu tuddee maqaasidu sharia les objectifs de la sharia mooy maanaam. li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg. bokk na ci xifzu nafsi mooy sàmm bakkan moom moo tax ñuy tere rey. moo tax ñuy tere xaru. yaa ngi dégg. dëgg la. léegi fi mu ne mbir mi boo koy xalaatee ak say sentiment da ngay gis ne yow maanaam ñii dañoo contre diine. ñii dañuy xeex diine. ñii nangam ak nangam waaye boo xalaatee affaire bi ak li nga xam ne moom mooy sa xel nga gis ne yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy fi bay ahadis yu bëri yoo xam ne dafay joxe exemple ci ne mbas bu amee wala bokk taw wala ay ngelaw yoo xamante ne dafay métti. ana ñu leen ci ay julli ci biir l'islam. dëgg la. léegi nag loo xamante ne que mën naa lor ab xeet yëpp mën naa lor ab dëkk yëpp. ñu ne la dañuy ay julli ndax loolu yow nga ne déedéet dañoo war a dem julli ci. dama ko fen man di wax dëgg yàlla gis ma ne fan ne foofu lañ ko teg. maanaam fanatisme bi daal dafa bëri ci réew ma. ma ne fanatisme bi dafa bëri ci réew ma ak sentiment. exactement sentiment ak fanatisme ak ñàkk wóolute gi. tamit bëri na fa trop. ba pare Oustaz Habib man doguma la sax waaye am na ñoo xam ne wóor na yàlla am na ñoo xam ne naa fekk sax moo tax ñuy wax waaye jàkk ji sax duñ fay dem lu bëri ñoom di julli ji en temps normal. ci loolu laa bëggoon a ñëw. waaw. ci loolu laa bëggoon a ñëw parce que fi mu toll nii maanaam jàkk yi nga xamante ne moom la seen ñoñ yi taxaw nii di kaas. waaw. du ma wax kenn mënuma wax pourcentage mënuma tuumal ne kenn ne di dem jàkkaw rek yow mais heure julli bu jotee lu dul julli àjjuma dem. réseau bi demaat na lu muy leeral rek mooy voilà jàkka yi am na ñoo xamante ni ci heure normale yi comme ay fajar tisbaar takkusaan jàkka yi du fees quoi lu dul àjjuma lay ñëpp riirandoor dem ci jàkka yi di julli ji quoi donc kon ñi ci kaas ñu bëri bëgg nit ñi ne bon ñoom ils sont plus musulmans que les autres loolu rek lañ ci jublu quoi
bëgg a jaxase nit ñi ak yàlla di jaay affaire yi naa fekk ak yooyu daal moom si côté boobu la tolloon su fekkee yaa ngi dégg Habib mën nga continuer. waaw maa lay dégg. waaw donc maanaam par parloo boobu noonu moom la ñu ni war a baax. ak gis leen ma. am na benn waaw gis leen ma ak yéen moom la ñu ni war a baax am na benn image bu ma gis jamono yàlla ci ginnaaw mooy ba gaay aaye tëj jumaa yi ba nga koy soog a aaye Sénégal am benn imam bu jug julli. gaay yi ñëw policiers yi ñëw bëgg a jëflanteeg moom. waa koñ bi yëpp génne naan suñu imam kii nag maanaam loolu. yore ay yet ak ay kub-kub. li ci taxut. parce que ñu fa nekk noonu. du ñuy julli ji sëñ bi. du ñuy julli ji xam ak mbooloo bi nu mu bëree woon te jàkka yi du fees. jàkka yi du fees mbooloo boobu noonu ñëpp julli wuñ ci. ndax moo tax ñu ñëw foofu noonu ne kenn du tëj jumaa ji xam nga loolu dafa nekk mbir yoo xamante ne dafa doy waar. léegi nag maanaam sàmm bakkan doomu aadama sàmm bakkan doomu aadama. maanaam ci priorité islam ci la bokk ci priorité objectif charia ci la bokk. yàlla sax wax na wala taqtulu anfusakum. voilà exactement. bu leen rey seen bopp. bu leen rey seen bopp lépp loo xamante ne dafay lor doomu aadama. loo xamante ne dafay lor doomu aadama. islam dana koy moytulu. ma ne l'islam Habib. foofu doguma la mais li nga wax ne l'islam lépp loo xamante day tax nga loru. daf la koy moytuloo. waaw comme par exemple xam nga yàpp li nga xam ne yàlla daf ko xaraamal sax comme ay laxmul xinzir ak yooyu noonu mooy yàpp mbaam xoox tey jii boo xiifee ba nga xamante ni xiif bi yaa ngi ciy loru mu mën laa rey dagan na sax nga lekk ko waxuma la ak nag feebar boo xamante ni dafay propagé wu te ay nit ñi dajee mooy tax muy propagé wu nit ñi bu ñuy gën di dajee su nit ñëpp feebaree ba dee est-ce que jàkka yi sax dina am ñu si julleeti loolu mooy laaj bi su fekkee yaa may déglu nga continuer réseau bi day dagg toujours allo waaw cette fois-ci nag moom dafa mel ni mbir mi daa mujj dagg complètement waaw waaw ñëwaat na aca bismillah continuer waaw waaw muskila bi xaw ma fan la continuer waaw nit bu amut jàkka du am waaw al sajidu qabla al masajidi wal insan qabla al bunyan dëgg la maanaam ki nga xamante ne moom moo war a sujjóot moom moo njëkk jàkka ji maanaam balaa jàkka di am foog am koo xam ne day sujjóot ci jàkka ji ba pare nit moo gën a fort lépp sax ñu soog a wax ne kii te fi mu toll nii li nga xamante ni ñun jullit ñi moom la ñu war a def mooy. waaw. bàyyi parparloo bi bàyyi affaire polémique yi. mbir mi maanaam mën nañu wax ne que maanaam kenn ku nekk dafa am noo xamante ni yoon noonu nga ko gisee. loolu ci démocratie la bokk. mais ñi nga xamante ne instant bii nii ànd nañ wala boog wax nañ ñu tëj jàkke yi ñoom ñoo gën a nekk ci yoon. ñeneen ñi nag. amaana am na neneen noo xamante ni ñoom noonu lañ gisee yëf yi. loolu moom wax dëgg yàlla lañ koy bàyyi. waa léegi li nga xamante ne moo am solo. àggaleel mooy. ñun jullit ñi ñun ñëpp maanaam dañoo war a toog jàngat suñu bopp lan moo tax yàlla ci boppam. wàccee ci ñun nattu bi ba ñu teg jàkka yi. waaye du jullit yi rek du jullit yi rek sëñ bi. ma ne du jullit yi rek la yàlla teg nattu bi de àdduna bi yëpp la de. waaw mbir mi daggaat na xaaral ñu bàyyi ko tuuti rek mu ñëwaat dama ko doon leeralal daf ne ñun jullit yi war nañ am beneen jàngat xool lan moo tax yàlla teg ñu nattu bii nii ba ñu war a tëj jàkka yi fi nga xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla ma ne ko nag nattu bi moom fépp la ci àdduna bi waaw. waaw ma ne nattu bi fépp la ci àdduna bi. waaw nattu bi fépp la ci àdduna mais ñi nga xamante ne dañuy taxaw di kaas. ne ni jàkka yi la moo tax ñu koy tëj nangam nañ xool ñoom lan lañ def maanaam ak lan moo xew. ba yàlla wàccee fi lii ba ñu tëj jàkka yi. buñ jógee ci loolu nag comme fi mu ne nii ñi ngi kaas nañ fexe ba incha allahu bu jàkka yi tëjjiwaat parce que dina tijji incha allah. incha allah demee ba tijjiwaat ñu fexe feesal jàkka yi chaque jour rek. waaw Sénégal moom ñëpp xam nañ ne jàkka yi moom nu muy war a feesee dafay des gars yi am na ñoo xam ne par ajuma rek la ñuy dem julli ji juma. kese. am na ñoo xam ne du sax julli ji. yarewuñ leen ko xamuñ ko.
waaw maanaam les musulmans non pratiquants quoi comme li gars yi di wax. voilà waaw te ñu ngi fes del. ñeneen ñu may bañ a tudd yàlla xam doy na. waaw léegi Habib fu ma bëggoon ñu ñëw Oustaz Habib. waaw mooy ci côté organisation wu religion bi au Sénégal. waaw xam nga sànq yaa ngi may wax na ma Masr Égypte am na wazir boo xamante ni moom moo yore wàllu diine ji maanaam ministre boo xamante ni moom c'est le ministre chargé des affaires religieuses et de la religion. ba pare am Cheikhul Azhar koo xamante ni mën nañu wax ne mooy le directeur de l'université Al Azhar directeur général wala président daal xaw ma nu ñu ko mën a tuddee moom waaw wala directeur de la religion daal suñ koy définir ci français. yaa ngi dégg léegi Sénégal lan moo tax ñun mënuñoo organiser mbir mi ba nga xamante ni dañuy am benn kàddu maanaam bu benn kilifa waxee rek ñëpp dañuy ànd ci li mu wax ñu conformé wu ci loolu. te ñun 95% musulman lañ te déggoowuñ ci dara lu ñëw rek dafay am ixtilaaf waaw. waaw gis nga allo. waaw aca Hadj Abdallah yaa ngi dugg ci benn sujet boo xam te ne dafa sensible waaye ñun tamit kenn mënu ñoo tere wax. waaye wax sa xalaat la rek ku nekk da ngay am sa xalaat nga wax ko nous sommes en démocratie. waaw nous sommes en démocratie te suñu xalaat danañ ko wax incha allah. l'islam sax moo njëkk a démocrate. maanaam yamul ci bizarre sax gis nga fii nii moo ëpp Sénégal tariqa suufi téeméer junni li fi nekk. ëpp na 100 tariqa di dem. 100 la ëpp na 300 tariqa di dem li fi nekk ci tariqa fii ci dëkk bi ëpp na 300 di dem. léegi ñoom ñëpp dañoo booloo def benn genre majlis. maanaam ñu tuddee ko mashixatu turuq suufiya fi jumhuriyat Misr al Arabia maanaam. benn genre assemblée générale de la soufisme. de l'Égypte. de l'Égypte oui. est-ce que yaa ngi comprendre waaw ñoom maanaam da ngay gis ne ñoom ak li ñuy bëri fexe leen ba seen kàddu doon benn. parce que lan dañoo gëm yàlla d'abord xam ne que maanaam jullit. bu fekkee ne da nga ne yow jullit nga li nga xamante ne moom moo war a nekk sa objectif bu njëkk mooy diine ci d'abord avant ngaa jëm ci affaire tariqa wala daa ngi dégg wala affaire xeet wala yu demee nii. léegi nag ñun Sénégal suñu problème mooy kenn daawulul kenn. kenn doyloowul kenn timit. maanaam ñun ni allo. ma ne kenn doyloowul kenn timit. kenn wóoluwul kenn doyloowul kenn. xoolal li ñuy dal ci affaire gis weer bi rek. maanaam kenn dafay génn wax kenn ne déedéet ñun gisuñ ko foog ñu xaar kenn ku nekk di xaar ki nga xam ne moom mooy sëriñ mu wax ak nangama ak yooyu donc mu doon mbir boo xamante ne mbir bu doy waar. loolu rek problème la loolu rek moom problématique bu graaw la foofu ci Sénégal te yàgg na fa. trop. léegi loolu noonu mbir yooyu mel noonu tant que mu ngi fii am man gëwuma maanaam unité boobu noonu am suñu biir. li ci am nag mu fi mu ne nii mooy dañuy politique. maanaam yëf yi gars yi dañuy politique. am na ñuy tuddee naar taxtal hachib. mooy instant bii nii man maa fi nekk yow yaa fi nekk donc ñu ñaar foog ñu waxtaan du mënta ñàkk foofu mu am. waaye bu ñu làmbaatoo ba ci biir est-ce que man bëgg naa la. maanaam hypocrisie. yaa ko tuddee noonu. waaw. di wan nit ki ne ko dama laa bëgg fekk bëggoo ko donc boo sañoon mu dee tey. exactement loolu dafa doon mbir boo xamante ne mbir bu doy war la te mu ngi xew Sénégal wax dëgg yàlla. waa Cheikh bi. loolu noonu tax. waa àggalil après ma ñëw ci beneen question bi àggalil. te loolu noonu wax dëgg yàlla maanaam tant que ñun kenn ku nekk man rafetul njort ci ki nga xamante ne moom mooy sa morom. nga ñuy bàyyi gën a lent gi mooy maanaam feebar yi nga xamante ne moom mooy feebar xol yi ñu jëm ko seet bi teg fële. mooy comme lu yàlla wax ci alquran ne fii qulubuhum maradun fa zaadahumullahu marada. maanaam xam nga ñun adduna bi instant bi feebar xol yi moom moo sonal ñun ni yi ci demee ne iñaan. xasad bëgg gis leen ma. bëgg gis leen ma. te sama fa war a ne. nu mu tuddati fit. waaw réseau bi demaat na donc xam naa dañuy dugalaale rek comme ni ñu koy defee waxaale tuuti rek le temps que moom muy ñëwaat parce que affaire bi day dem ak ñëw quoi
donc suñu waxtaan bi neex na mais loolu rek moom mooy chat bi li muy wax rek mooy ci côté affaire soxorante ñàkk yéenewante jàmm ak hypocrisie bu am maanaam problème yi am Sénégal daal dafa profond quoi acca àggaleel sëñ bi. waaw ma ne donc feebar yooyu noonu tant que ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne Sénégal yor leng yi. yoru maanaam tuddee la ay kilifa diine. ñu jël yooyu noonu teg ko fële kenn ku nekk di xool sa morom. comme li nga xoolee sa bopp. problème bu déréglé wu. te dafa am benn mbir boo xamante ne mbir bu am solo la mooy que maanaam ñoom nekkin bi nga xamante ne ñoom moom lañ nekkee nii politiciens yi lii moo leen arrangé. pour ñu bañ a juboo. ndax ñoom seen i mbir di gën a dox kenn ku nekk di naan fii laa féetee kenn xamul ba xam dëgg la am du dëgg mais na sa soxla di faj. yaa ngi comprendre. li nga xamante ne moom moo war. ci jamono ji nga xam ne moom lañ nekk ne mooy ñu def al ittihaad ñu booloo ñoom ñu doon benn. kenn ku ne wóolu sa morom kenn ku nekk jox sa morom cër bi nga xamante ne moom lay yellool. te mu doon loo xamante ne dëgg la gis nga loolu bis bu amoon. problème yu bëri dana régler Sénégal. waa léegi cheikh bi foofu am na benn question boo fa bëggoon a dugal xam nga problème boobu ñëpp xam nañ ne dafa yàgg. waaye xam nga ñun si suñ bopp man su may wax dama koy njëkkee ci sama bopp man sénégalais laa kenn gënu ma nekk sénégalais yow tamit kazalika naka noonu waaw mais maanaam dañoo bëgg affaire parparloo bëgg affaire discrimination bëgg affaire nan laa ko mën a tuddee sax affaire propagande maanaam kenn ku nekk rek yow fa nga nekkee même su fekkee da nga nekk ci benn tarixa da ngay fàtte sax ne yéen lu leen lié yéen diine ji moo leen lié mooy diine l'islam mais da ngay gis ne ci biir diine l'islam bi ñun ñi nga xamante ni dañoo am ay turux kii nekk tijaan kii nekk murit kii nekk laayeen kenn ku ci nekk rek yow da ngay gëm sa bopp di propagandal sa sëriñ ba fàtte sax ne yàlla ak yonent bi am na ba yow doo doyloo keneen ku bokkul ak yow tariqa doo ko doyloo doo ko nawloo mënulaa wax sax loo xamante ni yow da nga koy mën a gëm loolu tamit problème la cheikh bi waaw ma ne loolu tamit problématique la de. problème bu mag la des fois nga gis ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk benn tariqa bi nga xam ne ci lañ nekk. ci benn sëriñ. yaa may dégg. jokk ci benn sëriñ. sëriñ bi am muqaddam bu aw nii am beneen muqaddam bu aw ne. taalibey kii di am problème ak taalibe gi te pourtant ñoom ñaar ñoo bokk benn sëriñ. ñoo bokk benn direction. ñoom ñoo bokk benn direction man loolu pour man mbir la boo xam ne lu waroon mën a ñàkk la. yaa xii diine ji dafa leer au bien bopp maanaam wuute sax mën nañu wax ne wuute mënta ñàkk mais dañ ko def wuute boo xamante ne dafay positif. gars yi ne nañ nga yëkkat sa baat bi gars yi ne nañ nga yokk sa voix bi tuuti quoi. ma yokk sama. sa baat bi tuuti sawtu bi. yaa may dégg. waaw acca waaw. ma ne maanaam wuute bi. mënta ñàkk. maanaam parce que mbir yi kenn ku nekk am na nenn noo xamante ni yow moom nga koy gisee. waaye nañu rafetal rek. waaw am na solo. ci histoire maanaam imam Malik moom ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñoo bokkoon jamono kii nekkoon Sham. kii nekkoon Makka. kii nekkoon Medina. daan nañ tase période li nga xamante ne moom mooy période aj di utee ci ay masala yu bëri. kii ñëw di ko leeralal ne ko déet ñun de lii fi nga xamante ni ñun foofu lañ nekk nii lañ koy def. nii lañ koy ooyee nii lañ koy defee parce que lan culture bi foofu nii la demee yaa ngi dégg. civilisation bi nii la demee kii ñëw ne ko comme yéen seen foofu noonu lañ koy def ñun de moom suñu bos nii la. nii lañ koy defee nii la parce que nii lañ fekkee li après dafay maanaam day doon mbir boo xamante ne dafay jur njëriñ après. moom moo indi fekk. mu dem ba am ay mazahib arba wala lu ko ëpp yi fi dem ba toll fii. te pourtant ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa am benn période bi nga xam ne moom nga dund am benn place bu nga xamante ne moom foofu nga nekkoon. léegi. ñun ñu nekk Sénégal ñun ñëpp ñu nekk ci benn suuf. ñun ñëpp ñu nekk ci benn suuf. ñun ñëpp ñu ne ay achaira leen. mazhab ashari lañ topp ñun ñëpp ñu ne mazhab malik lañ topp ci fiqh ñun ñëpp ñu ne ay suufi leen ay suufiyanke leen avec tout ça amul benn affaire boo xam ci ne daf ñuy lié maanaam li ñuy tàqale li ñuy boole moo ëpp li ñuy tàqale waaye teewul noonu ba tey ñu ngi tàqale ko mu doon mbir boo xamante ne mbir bu doy mais foofu sax am na lu ma la fa war a wax
mais avant ma lay poser question bi Aliou Sarr am na benn question bu mu bëgg mais xam naa après suñu continuer ci chapitre bi ñu nekk après dinañ ci ñëw quoi daf ne bro tu peux m'éclairer sur les problèmes prières et des ablutions ça m'intéresse voilà jàpp ak ay julleeg yooyu noonu lay wax quoi mais dinañ ci ñëw tuuti Aliou Sarr léegi damay àggali ak Oustaz Habib waa léegi ma ne xam nga tey l'islam dafa am ay mazahib ay imam Malik ay Ahmed ay Abu Hanifata Shafi'i ak yooyu noonu te tey dëkk boo dem di nga gis benn dëkk tey ci monde arabe bi benn dëkk boo xamante ni kenn ku ci nekk rek am na ci benn mazhab boo xamante ni ci nga jokk te duñu am benn problème mais ñun Sénégal benn mazhab moo fa ëpp doole mooy mazhab imam Malik ñu bëri ci lañ li ëpp doole ci lañ jokk waaye ñooñu seen bopp ñoom ñooy am problème ñooy am ixtilaaf toujours duñ déggoo. gis nga dëkk bi nga xam ne moom lañ nekk ni fii. waaw Égypte gii. Masr. Égypte gii. waaw maanaam des fois da ngay julli dugg ci benn jàkka fekk waa ji Hanafi la. maanaam imaam Abu Hanifa la topp nga dugaat beneen jàkka fekk fa keneen koo xam ne Shafi'i la. nga dugaat beneen nga fekk fa koo xam ne Maliki la. ci benn dëkk maanaam mazahib yëpp ne fi. te yàlla xam na ne maanaam fii lu ñuy utee ci ay masala diine daanaka amu fi sax. parce que maanaam bu demee ba taxaw kenn ku nekk dafay ñëw ne ah mazhab bi de nii la gisee mbir mi kii nii la gisee mbir bi kii nii la gisee mbir bi ñi jël la nga xam ne moom moo ci gën a oyof. waaw bu dee lu ñuy teg ñi ne ñi jël la nga xam ne moom moo ci gën a oyof. jubal ko ñun. Sénégal ñun ñëpp ay maliki mazhab lañ. des fois nga dégg gars yi di werante ci ay masala yoo xamante ne man gàcce daf may jàpp. billaay wax dëgg yàlla. man gàcce daf may jàpp wax dëgg yàlla. problème bi nag man xaw ma exactement fan la mais daal xam naa ne bu ñu wóolante woon kenn ku nekk rafet njort ci ki nga xam ne moom mooy sa morom. yii fii doon na gën a dox. mais problème bi Habib kañ leer na problème bi ci turux yi la rek parce que dafa am ñoo xamante ni ay fanatique lañ ak ay extrémiste kenn ku nekk da ngay toog di wax lu la neex te après dara du xew da ngay wax yoo xam ne dafay gën di féewale day séparer toujours. ma ne problème bi ñëpp xam nañ ne ci turux yi la nañ ko wax te dee maanaam dafa am ñoo xam ne dañ faa aju ñoom au lieu que ñu defar waaye fanatisme moo leen di jàpp ak bëgg seen intérêt personnel bay wax ay wax yoo xamante ni du boole waaye dafay féewale. dañuy féewale waaw. maanaam doomu aadama naturellement. ci daawa. maanaam booy oo ñu ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana loolu la alquran wax. booy oo nit ki da nga koy oo ci lan. hikma mooy sagesse. maw'izati al hasana ak wax joo xamante ne wax ju rafet la. fi mu toll nii man bu ma toogee maanaam di wooteel sama sëriñ. jël sëriñ keneen saaga ko. kooku noonu nga yaakaar ne dana ma déglu. munul nekk. man loolu mënuma déglu. loolu dana ma permettre ma laaj ci benn point boo xamante ne ça fait des années mu ngi may métti mooy benn émission boo xam ne mu ngi daw ci télé Sénégal émission boobu di daw par weer ko ñi naan ko quartier général. quartier général waaw. quartier général ñi naan dañ fay tase dajale ñi nga xamante ne ñoom ñooy kër diine yi nangam nag. xaw ma nu ñu ko tuddee mais man daal jongante kër diine la laa mën a tuddee li nga xamante ne moom mooy émission. non est-ce que quartier général la est-ce que nekkul festival Ya Salam. du festival Ya Salam quartier général ci boppam. waaw maanaam yow da nga bëgg a wax ne télévision yi seen bopp sax ñoom dañuy indi benn concurrence entre les confréries. bien sûr. waaw. bien sûr. même émission boobu ma la doon wax. Cheikh Habib. doguma la même Ya Salam bi sax loolu la woon parce que tey bu ñu invité benn Aïda Faye bu ñëwee yëkkati xasida Baye da ngay gis ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe Baye ñoom ñooy yuuxu di ko applaudir di ko supporter léegi bu Aïda pare bu demee murid yi bu ñu ñëwee seen mbokk murid yi tàccu leen yuuxu leen bu murid yi pare waa Tiwaawoon ñëw même chose loolu genre concurrence la ñuy créer te quartier général bi tamit wax nga ko ci daf ciy am. man émission boobu noonu bokk na ci émission yoo xam ne yu ma gën a métti la ci daw Sénégal. te xam na ne mënu ma ci dara nag. dañuy diviser nit ñi rek. da ngay indi nit ki mu ñëw maanaam te ñi ñuy indi yàlla na ma yàlla baal waaye dañuy doon ay nit yoo xam te ne manduwuñu xam nga nit ki mën ngaa ñëw. waxal sa sëriñ. tudd ay baax-baaxam
tudd ay biram yu rafet yi nga xam ne moom la def tudd relation am ak ñi nga xam te moom mooy yeneen ci yàlla tudd relation am ak yeneen ci bi ba pare nga jug dem yem fa waaye mais toog wax jël keneen saaga xas kii sànni xeer wala maanaam di gënale maanaam moom moo fi nanga moom force keneen dafay lu mu fi def kenn defu ko fi du moromu gaay yeeg waaw force keneen dafay gis bopp man mii ci kër diine yi ci lañ bokk ñun ñi xam nga ko ñun ci kër diine yi ci lañ bokk mais dafa doon mbir yoo xamante ne ñu mënuñ ko rafet dëgg la mbir bu ñaaw la bu doy waar la parce que jamono ji nga xam ne moom lañ nekk nii maanaam dañu war a booloo gis nga àdduna bi maanaam lobby yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk yëpp li nga xamante ne moom moo leen di intéressé mooy xeex diine ji mooy lobby yu mag yi ay franc-maçonnerie ak yooyu waaw exactement lobby yooyu noonu ñëpp xeex l'islam li tax islam di leen di déranger mooy règle yi nga xamante ne moom la teg boole bi nga xamante ne moom lay boole nit ñi yaa ngi dégg defar bi nga xamante ne moom lay defar société bi yooyu ñoom moo leen neexul moo tax ñu bëgg léegi nag fi mu ne nii imagine toi maanaam yow nga yor armée boo xam te ñoom ñi ngi xeex seen biir mu fas yéene xeex ak beneen armée combat la boo xamante ne c'est déjà perdu te commencé gut dëgg la ñun fi mu toll ni jullit ñi li nga xamante ne moom moo ñu war moo ñu booloo soit nga doon chiite wala nga doon suufi wala nga doon sunni wala ak lu mën a doon booloo moom moo ñu war ci jamono bi nga xam ne moom lañ toll bennoo doon benn xeexal li nga xamante ne mooy diine ji leneen lu dul loolu nag kenn ku nekk gérer ko sa biir kër mais Oustaz Habib doguma la mais foofu noonu maanaam ñun suñ problème la ñun Sénégal maanaam Sénégal yow mën ngaa taxaw xas yonent bi saaga ko wala nga blasphémer yonent bi quoi coow du jub dara du xew mais il suffit que nga laal benn këru diine tudd sëriñ ba rek jeex na menace day commencé waaw ñun suñu sëriñ bi jaral nañu suñu bakkan bi c'est-à-dire nii maanaam ñoom ni ñuy dundee diine ak ni ñuy dundee turux yi loolu yow naka nga ko gisee daal loolu fanatisme la wala lan la daal wala ñàkk xam la wala maataay la man personnellement maanaam loolu li ma ko analyser mooy ñàkk xam la xam nga ab sëriñ li nga xamante ne moom mooy rôlam mooy téye ci sa loxo ne la yaa ngi nii sa borom a ngi nii da lay goreel yaa ngi dégg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu mu ngi koy wax dee na maanaam jàngal leen nit ñi ndax ñu doon ay nit yaa ngi dégg ba tax na mu bind téereem boobu noonu Tabsiratul An'am fi anna al ilma huwa al imam xam-xam moom mooy jiit ci lépp gis nga ñàkk xam man gisuma mbugal bu ko gën a métti ci kaw suuf ñàkk xam man gisuma ko waaw mbugalu ñàkk xam man gisuma mbugal boo xam ne moo gën parce que ñàkk xam moom moo lay dugal ci lu ne moom moo lay def loolu lu ne loo xam ak loo xamul bu doon mbir boo xamante ne mbir bu doy war la Sénégal dañuy toog kenn dafay toog wax lu ko neex ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax lu ko neex ci diine ji wax lu ko neex ci alquran def lu ko neex alquran benn ñaar ngay gis ñoo xamante ne ñoom ñooy taxaw di ci wax mais am na ñuy oote yonent sax ñooñu dañuy wax ci ñoom tuuti rek pare ci waaye ku fa oote woon na benn sëriñ man la maa ñëwaat soo moytul danañ la rey de non loolu boo ko defee boo xëyee doo gontu jarul oote sëriñ rek xawal critiquer tuuti rek waaw xawal critiquer tuuti rek te pourtant fii nii boo ñëwee fii ci dëkk bi maanaam da fii teseeg ay borom xam-xam yoo xam ne ñu màgg leen ñu sell leen ñoo xam ne bu fekkoon ne wàccoon nañ Sénégal ci jamono yi nga xam ne moom lañ nekk nii ba am luñ fa oote ñeneen topp dana doon ñun ñu bëri lool sax ndax xam-xam bi nga xam te moo ne ci ñu te pourtant ay nit yu simple lañ jaamuwuñ leen deful leen ñu nekk ay kii kenn topp leen waaw maanaam mën ngaa tase ak ñoom ñu dox ci mbedd bi te pourtant loo leen laaj ci diini ji ñu wax la ko lépp day dajee ci ñoom léppay dajee ci ñoom ay wali yàlla biir ñii fi maanaam disponible doon nit ñoo xam te ñu jëfe la loo sax ñu kii la léegi nag fi mu ne nii Sénégal bu fekkee ne maanaam sëriñ yi dañoo xam ne que maanaam fi mu toll nii nit ñi bu ñu xamee danañ ma baax loolu moom lu leer la maanaam ku xam dafay mel ni da nga koo libéré comme ku nekkoon ci kaso nga libéré ko dafay dem bu dee amoo loo ko téye dafay dem loolu amul nañ dem sax nañ dem te ñëw ñi bu fekkee ne sëriñ yi ñoom loolu lañ xam dañuy fexe ba dugal
dugal ci seen bopp taalibe yi ne waaye ji nga xamante ne moom ngeen topp. jox ko poste boo xamante ne yeewoo ko. def ko yàlla wala def ko ministre yàlla. waaw bu ko defee nag nit kooku noonu bu fekkee ne ci loolu la yaroo màggee ja lan lay gëm. gis nga nu mu tuddati jamono esclave bu njëkk ba maanaam tubaab bi bañ daan jël nit ñi ñun di leen yóbbu biñ damaan ba fële dañuy wax ne bible lañ leen di jàngal bu ko defee ñu wax leen ci biir bible bi ne maanaam nit yi ñuul yi yàlla daf leen bind pour ñuy jaamu ñi nga xam ne mooy nit yi weex yi. loolu histoire la. léegi nag ñoom comme am nañ foi am nañ gëm-gëm dañuy gëm wax jooju noonu jàpp tubaab yi di leen liggéeyal rek lépp lu ñu bëgg rek ñu def ko ñu leen teg coono di leen def loolu ne. dëgg la léegi ñu ñëw ci beneen xam nga sànq bi ngay dugg ci affaire turux yeeg yooyu noonu bi ma la ci laajee ne bokk na ci problème bi nga xamante ni moom moo tax ñàkk déggoo am Sénégal parce que kenn ku nekk da ngay ràcc jëmale sa kanam te kenn ku nekk chaque jour di nga toog vexé ay junney nit te xam nga mënoon na fa indi lu nekk waaye sénégalais dafa nekk nit koo xamante ni ku mën a toloore la maanaam dañoo am tolérance te duñ ay nitu fitna waaye bu ñu nekkoon tey ci yeneen dëkk yi tey yeneen dëkk ñag yi ñu jàndal rek ku noonu réew ma tàkk na bu yàgg waaye chaque jour di nga gis nit koo xamante ni dafay toog wax loo xam ne day taal réew mi te réew mi du tàkk xam nga sànq bi ngay wax yow dag ne point boobu dafa sensible ma ne la nous sommes dans une démocratie suñu amee suñu xalaat dañ koy wax waaye est-ce que tere nañoo nekk ci tarixa ñun dañoo nekk ci tarixa waaye déjà lu ñuy wax nii xam nga tudduñ kenn mais am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy envoyé message nii ci commentaire di saaga xam nga loolu mooy li nga doon wax sànq ne point la boo xam ne point bu sensible la kenn du ko tudd. xam nga maanaam wuutee gi maanaam man doon naa rafetlu maanaam boo wuutee ma ci xalaat nga indi sa xalaat. voilà waxtaan argumenté après ñu avancé. mais képp kuy saaga rek amoo argument. non saaga moom wax dëgg yàlla nañ ko tegee ne. waaw léegi nag ñu ñëw ci beneen point cheikh bi léegi ci côté ba tey ci côté réer bi nga xamante ni ñun Sénégal 95% musulman lañ ba pare réer ko ci suñu diine. léegi est-ce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem ci télé yeeg ci rajo yi di waaraate pour xamal nit ñi seen diine ak yenn muqaddam yi nga xamante ni ay nit ñu ngi leen topp ay mbooloo est-ce que ñoom li war a nekk ci ñoom ci wàllu xam-xamu diine pour ñu war a guider nit ñi est-ce que loolu mu ngi ci ñoom tamit. gis nga lu jëm ci wàllu boobu gis nga fii nii ci dëkk bi ñu nekk nii Égypte gi. yaa may dégg. maa lay dégg bu baax. maanaam buñ delluwaatoon ci ginnaaw tuuti yaa 5 ans ci ginnaaw maanaam problème bu mel noonu amoon na fii ci dëkk bi ku mu jug rek ne waa Azhar la dam toog ci télé wax lu la neex. ku jug rek ne waaw jàng naa daal dam toog ci télé wax lu la neex. ut sa benn mbaxana bu xonq ak kaala bu weex comme li ñu leen di identifier waa Azhar. waaw teg sa kaala bu weex ak kii bu xonq bi. waaw mbaxana bu xonq bi. ci télé di wax lu la neex. am na sax ñoo xam ne maanaam ñu jàngale ñu xam nañu. ñu am xam-xam sax yaa ngi dégg de ñoo xamante ne bokkoon nañ ci demee noonu. gis nga ba loolu noonu amee ñi nga xamante ñoom ñaa la wax ni mooy Wizaarat al Awqaaf. mooy ministre chargé des affaires religieuses. ak Daara Ifta Masriya ñetti ñooñu. Daara Ifta ñoom ñoo yore lu jëm ci wàllum fatwa ci dëkk bi Azhar ñoom ñoo jël ci jàngale dëkk bi yëpp en général. maanaam daanaka ñëpp fa la ñuy génne ku génnewul foofu presque voilà. dañoo dajaloo waxtaan maanaam tànn 52 personnes yoo xam ne ñoom lañu yebal ci média télé yëpp. léegi 52 personnes yooyu nga xamante ne ñoom lañu tànn dañuy doon gars yoo xamante ne dañuy am formation maanaam dañoo jàng ba pare bañ jàng ba pare am formation bu dëgër. boo xamante ne naka ngay mën a waxee ak nit ñi surtout ci jamono ji nga xam ne moom lañ nekk nii. maanaam communication xam communication parce que. dafa am mbir boo xamante ne dafa am mooy maanaam jamono ji nga xam ne ci lañ nekk nii maanaam nit ki balaa nga wax ci diini ji. nekkul xam-xam diini kese nga war a xam. lépp loo xamante ne science humaine la maanaam te mu doon mbir àdduna politique. sociologie. yaa ngi dégg. géopolitique. yaa ngi dégg. xam-xam yooyu noonu yëpp néewuñ la da nga ko war a teg waaye da nga cee war a xam dara balaa nga wax dara ci diini ji. ñoom bañ defee loolu noonu ñu dajee maanaam tànn 52 personnes yooyu noonu. waaw teg leen ci sur formation. ñooñu ñoom lañ jël teg leen instant bi ñoom ñooy wax ci média yi. bañ ko defee ba léegi ci la jàmm am.
Sénégal nag moom wax dëgg yàlla suuf si dafa ubbeeku maanaam man mii sax bu ma wàccoon nii xaw ma dara waaye bu ma neexoon fi mu ne nii dem ci ab télé ñu invité ma wax lu ma neex. yow kañ am na ñu nekk ci télé ak rajo yi yow yaa leen raw fuuf. ay rawate. parce que yow oustaz boo ñëwee di nga mën a wane tey sa benn ixaama boo xamante ni di nga wax ne lii nii Jamiatul Azhar laa ko jëlee maanaam dañ ma ko décerné licence wala bac wala master wala leneen loo xamante ni da ngay spécialisé wu ci benn filière. bien sûr. waaw mais nag sama classe gi dañoo bëri Sénégal ñi nga xamante ni dañuy mokkal ñaari aaya rek après voilà toog di réeral nit ñi rek toog ci télé yi toog ci internet bi di réeral nit ñi rek xam nga tey man xam nga tey waaraate wu ma man li may def nii xam nga du waaraate. waa xaaral ma àggali foofu maanaam man. li may def mooy fas alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun maanaam soo xamut da ngay laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam dañoo jël benn point tey wala ay point di ci waxtaan ma oola depuis Qahira pour ñu waxtaan ci kon xam nga tey lu ñuy wax wa shahida shahidun min ahliha waaw mais nag loolu dafa tumuranke nag si suñu dëkk ba da ngay gis koo xamante ni man ak mooma yem alluwaam soriwul waaye day xëy rek toog di waaraate di réeral nit ñi rek waaw da ngaa laal beneen point bu am solo gis nga maanaam diine ji ci boppam. diine l'islam bi ci boppam dafa bëri ay pàcc. Azhar fee boo fa demee maanaam seen dafa am loo xam ne moom lañ tuddee mashixatul Azhar maanaam mashixatul Azhar boobu noonu am ci biir lañ tuddee hay'at ulama hay'at kibar ulama al Azhar. gis nga hay'at kibar ulama al Azhar boobu boo fa demee. bu benn mbir xawee ci dëkk bi ñu war a génne benn fatwa na ay médecins yu fa nekk. am na ay sociologue. am na ay politiciens am na ay juristes. am na ay gars yu xam droit ak yëpp ñoom ñoo fa nekk jàng diine ji xam ko ba pare xam li nga xam ne moom mooy seen spécialité ci lu jëm ci loolu. nga jógee foofu maanaam boo ñëwee ci fuqahaa yi maanaam day am ay day am ay maliki am ay hanabila am ay shafi am ay gars yu topp imam Ahmad. ñu nekk fa. am ay philosophe. yaa ngi dégg. am ay sociologue am ay ñoom ñëpp ñu daje fa. bu ñu indee am mbir maanaam benn mbir boo xamante ne dafa kii buñ ko indee dañ koy jël kenn ku nekk nga traité ko ak sa façon. ak xam-xam bi nga xamante ne moom nga ci am ñu jël loolu yëpp boole ko. ñu soog ko mën a génne jox ñi ni bu loolu gis nga bis bu amee. li ngay génne jox ko ñi ni day doon mbir boo xamante ne du set wicc la. parce que jàngat nañ ko ci côté yëpp. beneen kees gi xool nañ ci kaw xool nañ ci suuf xool ci biir xool ci ginnaaw. gis ne lii nii moom mooy jàngoro gi dafay faju. dëkk bi fii ne loolu lañ def Sénégal boo fa wàccee. jamono yi nga xam ne moom lañ nekk nii. Ahmad Khalifa damay gis mu koy faral di wax malgré que maanaam li mu koy waxee man ànduma ci. waaw li muy wax dëgg la. dëgg la waaw. waaw ni mu koy waxee man ànduma ci wax dëgg yàlla parce que moom bëgguma koy tuutil doomi aadama bëgguma koy gi. mais wax ji ci boppam boo ko analyser dëgg la. maanaam benn waay ngay gis ku mel ni man génn fële jàng benn téere laxdar yi bëgg a toog di waaraate di wax ci lu jëm ci affaire sëy. yaa habibi fekk ci boppam maanaam ay pàcc la. waaw mais cheikh bi oustaz man doguma la foofu mais Sénégal ñoom dañoo umpale sax ne comme éducation islamique dafa am ay spécialisation. mais lu bëri ku nekk dafay am ci loo spécialisé wu ñii dañuy spécialisé wu ci fiqh ñuy spécialisé wu ci ay droit islamique ay yeneen ak yeneen xam nga. gis nga ñun ba ñuy jàng. waaw. ñun bu ñuy jàng fii gis nga boo demee ci université ba. maanaam boo gisee benn docteur nga ñëw laaj ko loo xam docteur laa lay wax maanaam duñu nekk gaa yoo xam te ne fii nii duñu wax docteur koo xam ne ay caaxaan. doctorat ku am doctorat. waaw dañu am doctorat di jàngale boo ñëwee ci kenn nga laaj ko. maanaam da nga gis kenn koo xam ne dafa spécialisé wu ci tafsir. am keneen koo xam ne hadis lay def am keneen koo xam ne fiqh la am keneen koo usul am koo xam ne philosophe la nang. maanaam képp koo ci boo ñëwee nga laaj ko benn affaire boo xam ci du demenam day am ngoru taxaw ne la. xaw ma ko demal nga laaj ko diw parce que lii du sama yëf. du sama spécialité. waaw du sama spécialité. fatwa wax ci diine maanaam dafa nekk mbir boo xam ne nit ki balaa nga ko def dafa war a am ci yoon boo xam te moom nga war a tegu balaa nga ko wax. noonu la amee fiqh benn affaire la
nu mu tuddati usul benn affaire la. balaa ngaa toog naan yaa ngi wax ak nit ñi maanaam yooyu da nga war a xool yow ci lan nga ci bokk. bu la laajee loo xamante ne man lii nii moo lii laa xam lii laa jàng nga wax ko. bu fekkee ne nag liñ la laaj nii ah. bu say mbir amoo ko bul ci tontu bu rëy rek ñi. mburu bi gën ko. Oustaz Adi. maa ngi koy déglu ba ki dem muy wax mu ne. nit bu nekk booy wax maanaam na nga xam ñetti mbir. mooy am na kenn koo xam ne moom moo la raw fuuf. toog di la déglu. te mu ngi lay déglu. am na keneen koo xam ne yéen a yem yéen ñaar yéen a tolloo lépp loo wax. xam na ko xam na ko. am keneen koo xamante ne mooy yow rek lay déglu lépp loo ko wax rek mu jël teg. mu jël ne kii lu mu wax ni nii la rek jël appliqué. léegi nag kooku yow mii di wax da nga am àq ci kooku. comme moom lépp loo xamante ni yow moom nga wax da koy jël appliqué ko à la lettre. la waay. dimbali ko boo koy wax nga wax ko loo xamante ne lu baax la wax ko loo xam ne da koy dimbali. am na solo. Imam Malik ci boppam dafa wax ne. daan nañ toog Imam Malik xam nañ ko moom mooy borom mazhab Malik bi nekk Sénégal. waaw ay imma yëpp. bu la neexee moom mooy seen papa. moo suñ njëkk. nit dafa daan ñëw di ko laaj masala mu koy wax laa adri xaw ma mu koy laaj mu koy wax laa adri xaw ma mu koy laaj mu koy wax laa adri xaw ma. te maanaam fi mu ne nii loolu Sénégal maanaam kenn laaj la benn question nga ne ko xaw ma ko dafay mel ni gàcce la ba tax na ngay dugg ci loo xam ne xamoo ko. mais Habib. waaw Oustaz. foofu dafa am lu ma la bëgg a nettali foofu noonu lu gàtt xam naa dañuy tëj léegi parce que heure dog bi mu ngi jege suñu waxtaan bi am na solo dinañ ko àggaliwaat beneen jour. incha allah waaye El Hadj Moustapha Guèye dafa am lu mu wax ci li nga wax léegi nii maanaam nit koo xam ne dafay bëgg moom maanaam loo ko laaj rek mu ne moom xam na ko. Moustapha Guèye mu ne nit mënoo xam lépp maanaam nul n'a le monopole du savoir. waaw maanaam mënoo wax ne maa la dàq jàng. maa la dàq dawal avion. maa la dàq defar oto. maa la gën a defar dàq tabax kër. maa la dàq mën a àtte nekk avocat wala non juge kon juge. maanaam àdduna bi kenn ku nekk da ngay am sa spécialité maanaam nit mënoo yow xam lépp dafa am loo xam ne da nga koy umpale xataa ci diine ji ngay yëngatu sax wax nga ko ne Imam Malik xam nañ ne moom mooy borom mazhab Malik yi nit laaj na ko mu ne laa adri waaw mais kon loolu dafay jàngale ne doomi aadama mënoo xam lépp tu ne peux pas tout savoir waaw. yow mi nga xamante ne maanaam da ngay oote ne da nga am xam-xam xam nga benn mbir waaye yu bëri réer na la. jeex na tàkk xam nga foofu noonu am na lu ma fa bëgg a dugalaat tey mais Macky Sall xam nga mooy président de la République mais buy voyager day am pilote bu koy dawalal. ci lu wér. am na ay conseil en communication. am na ku koy conseil ci wàllu éducation. am ku koy conseil ci wàllu économique. bu feebaree médecin moo koy faj. ah. ci lu wér. këram maçon moo ko tabax. ci lu wér. lal bu muy tëdd menuisier ko defar. waaw peinture bi moo peinture kër ga. waaw voilà moom sax pour mu nekk président sax ay nit a ko jàppale dugalal ko ay xob ñu compter mu ëppale ñu ne ko léegi yaay président. ci lu wér. waaw kon xam naa da ngay tàggoo rek su ko defee. dinañ ñëwaat parce que man ak yow suñu waxtaan bi am na solo. inchallah malheureusement nag sénégalais yi ñoom genre waxtaan yi moom duñ si sawar sax di ko seetaan ñoom moom boo nekkee fii di wax ay conneries si lañ lay gën a mën a seetaan quoi. waaw lenn moom xam naa ne mooy maanaam kenn ku nekk. waaw luñ amee maanaam ful la am ngoru nekk ci luñ nekk. di ko dund. te bëgguñ kenn ku leen ci déranger nañ ñu may ñun tamit liberté boobu noonu ñu wax li nga xam ne moom mooy suñu xalaat. dëgg la wax sa xalaat la ku nekk da ngay wax li nga xalaat. loolu rek la. waaw xam ne ni maanaam noonante wuñu ak kenn. bañuñ kenn. mais li nga xamante ni moom moo ñuy métti mooy. su ñu gisee yére islam bi di xotteeku nii di dem di xotteeku di dem. loolu waroon mën a ñàkk la.
te waroon mën a ñàkk la maanaam fi mu toll nii li nga xamante ne moom lañ soxla comme li ma la ko wax nga sànq mooy ñu booloo doon benn xeexal li nga xamante ne mooy l'islam mais tant que ñu ngi tas nii ñuy continuer di wérante rek di xuloo bu ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy noonu diine ji di dugg seeni objectif yi di avancer ci foo xamante ne wala yaasu billahi mu ne ko adaa'ud-diin dañoo bëri ci jamono ñu waa léegi xam naa dañuy jeexal rek tàggoo léegi Aliou Sarr mu doon posé benn question mu ngi benn internaute la bu ñuy bàyyi xel nii mu bëggoon daal nga leeral ko ci wàllu julli ak jàpp ak yooyu noonu xam naa ak sangu farata ak yooyu parce que am na tamit ñoo xamante ni yooyu yu dañ ko oyofal waaye am na ñoo xam ne ba léegi ñoom daal xamuñ ci dara daal des nañ ci am xam-xam waaw waxal ko farataay julli waxal ko farata jàpp après voilà wax ko nu ñuy sangoo set après ñu tàggoo. yooyu yëpp ñu jëm ko dëxañ ci benn kii bi waaw nañ ko dëxañ rek ci ñaari minute taf wala 2 wala 3. bu fekkee ne li ñuy jàppale dafa naa war na ko war nañ mën a xam ni ñu jàppee raxas say loxo. nga mada. bu fekkee ne farata yi la mu ngi nekk leen addal ku mooy rag alfawru mooy nga xaw a gaaw tuuti. raxas lu day ni raxas loxo yi fàttali di raxas sa loxo ba ci conc bi. masxur ras yi ak gaslu rijlayni lil ka'bayni foofu masa sa bopp bi ak raxas sa tànk yi ba ci diggi jaro bi la tudd yaakaar naa. ka'bayni. waaw li ka'bayni. mais Habib xam nga sax ñun ñi nga xamante ni xaw nañoo am as tuut luñ xaw a xam donte xamuñ dara waaye xaw nañoo xam as tuut rek alxuraan tey boo demee ci sooratu Maayida tey. tënkal na la foofu nu ñuy jàppee yaa ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al ka'bayn mais loolu pour nga xam ko nag il faut nga nekk koo xam ne jàng nga te mën nga ko firil sa bopp waaye daal yow ni nga ko tënkee noonu am na solo léegi ñëwal ci julli bi. waaw julli takbiratul ihram wal qiyaamu laha firil ko ci olof. takbiratul ihram mooy kabbar nan lañ ko tuddee sax waa kabbar rek olof tamit kabbar lay wax waaw wal qiyaamu laha mooy allahu akbar waaw rukuu wal qiyaamu lahu mooy ñu tuddee ci sukk wa sujud waaw donc li nga xamante ne moom mooy li mu waxati sangu set bi aussi la même chose ni yéene wi an niyatu waaw ak ràggu maanaam ndox bi jaar fépp ci seeram bi ak ràggu maanaam waroon nañ ko mën a gën a kii waroon nañ mën a gën a am temps pour yaatal ko non dinañ ko yaatal suñ ñëwaatee dinañ waxtaan ci point boobu point par point parce que am na ñoo xamante ni des nañoo xam seen diine mais bii dañ ko doon résumé rek pour tàggoo après comme posé woon na question bi Aliou Sarr su ko defee après bu beneen yoone bu ñu ñëwaat ci quoi incha allah. incha allah amul benn problème. waaw. kon kontaan nañ trop ci waxtaan bi. non ñoo la gën a kontaan cheikh bi wax dëgg yàlla indi nga fi xam-xam bu leer naññ macha allah. mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo dem déglu bu fekkee ne wax nañ fi loo xamante ne maanaam xaw na leen offensé wala yu demee noonu wax dëgg yàlla ñu jubluwuñ ko ci. dañoo gis loo xamante ne daf ñuy métti donc suñu xol yi moom mooy wax li nga xamante ne moom muy métti mooy islam bi maanaam li nga ko war a dundee. tasawuf bi maanaam tasawuf bi soufisme bi li nga ko war a dundee. gis ne que maanaam daf ci am yu bëri yoo xamante ne dañ koo bàyyi ginnaaw. mu doon mbir yoo xamante ne daf ñu métti donc boo amee mbir boo xamante ne daf la métti maanaam xol ngay waxee donc xol lañ doon waxee. maanaam bu fekkee ne am na koo xamante ne dafa gis boppam ci wax ji. ñu ngi koy jégalu bu baax di ko wax mu baal ñu àq. mu seet ci koor gi rek baal ñu àq képp koo xamante ne wax nañu safaan itam ñun baal nañ ko. waaw yal nañu yàlla boole jégal ñun ñëpp. te defal ñu jàmm yow mi nga xamante ne yaay def émission bi. yàlla defal la jàmm. dolli la sutura foofu nga xamante ne foofu nga nekk. amiin yaa rabbi yàlla boole ñu ko ñu ñëpp. waaw liggéey bi nga xamante ne moom ngay def nii nag mu doon liggéey boo xam ne da nga koy rafetlu trop. shukran. yàlla na la ci yàlla jàppale dimbali la ci ba mu yéegaat ci yeneen niveau yoo xamante ne moom moo gën a kawe incha allah. yu gën a kawe gën a sori waaw jërëjëf sëñ bi kontaan nañ oustaz Abdou. parce que xam ne defar moo tax a jug te ñun ñëpp defe naa loolu mooy suñu objectif defar moom kenn bañu ko. waaw donc mbokk yi nañ ñu comprendre rek. waaw dinañ ñëwaat man ak yow incha allah ci biir semaine bi gën a waxtaanaat ak mbokk yi
waxtaan bi amoon na solo lool shukran cheikh bi shukran jërëjëf walhamdulillah da'wana wa akhira walhamdulillah min hinin ila hin wassalamu alaykum waaw shukran merci beaucoup oustaz Habib Niass depuis le Caire capitale Égypte nekk ci Jamiatul Azhar di université bu gën a mag ci àdduna bi ci université arabe yi te foog naa tamit suma jumul moo jiitu si je ne me trompe pas voilà kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen ñaanal kooru jàmm di leen ñaanal ndogu jàmm di ziar di ndokkeel di bëggee ñi nga xamante ni ñoo ñu doon bàyyi xel parce que koor gi nag moom dañoo fas yéene rek di waxtaan ci diine incha allah pour baaxee suñu mbokk yi sama classe gi ñi nga xam ne xamuñ dara ci seen diine ñu xam ci as tuut daal parce que am na ñoo xam ne ba léegi ay jullit lañ waaye am na yoo xamante ni duñ ko xam ci seen diine kon asalaamaaleykum wa rahmatullah bon ndogu à toutes et à tous